càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. fii la ci ITV où que vous soyez, paix sur vous. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp képp koo xam ne yaa ngi seetaan càmbar ci diine di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. moo xam yéen a ngi ñuy seetaanee ci Sénégal moo xam yéen a ngi ñuy seetaanee bitim réew ci àddina bi yëpp wërngal këpp. ma sawar lool ci indiwaatal leen benn plateau boo xam ni danañ waxtaanee loo xam ni tiis la loo xam ni njaaxum la ci société ci njaboot bi ci askan bi waaye lu mu metti metti lu mu doy waar suñ ko waxtaaneewul ba xam lan la wund lu ko sabab ak nan la feeñee ci biir société bi duñ ko mën a saafara te lu jara saafara la mooy temu viol. ma dolli ci les racines du mal danañ ci ñëw gën ko faram-fàcce balaa loolu ñuy fàttali sunu bopp di leen fàttali ne nañu wàccoo bu baax ak les gestes barrières ndax loolu benn message la boo xam ni média yëpp dañ ci jàppalante ak état bi ak askan bi pour di ko fàttali feebar bi day dem di ñëw lu muy mel ne fi mu nekk nii day dellu ginnaaw li ñuy wax tendance baissière bu mu ñu ndax tey ji am na ay réew yu mag yoo xam ni feebar bi demoon na ba dellu ginnaaw ba mu yàgg muy ñëwaat kon mbiru pandémie ak mbiru épidémie mooy demee noonu kon léeg-léeg doomu feebar bi day soppeeku di gën a am doole kàttanam di wàññeeku di yokk kon nañ gën a wàccoo ak geste barrière yi bañ koo sàggane te fagaru ak fegu ci lislaam la bokk. bu loolu jiitoo waxtaan bi dinaa ko bokk ak ñaari personnalité yamul ci nekk ñaari personnalité ñaari notable yu jigéen waaye li ñu nekk jigéen daf ci am solo parce que tey lépp looy wax ci wàllu njaboot bi boo ci génnee taxawaay jigéen la cay des du bari góor ñi li ci ëpp ñu ngi ci biti moo xam ñu ngi dox farata moo xam ñu ngi dox leneen ma tooñaale sama mbokk góor yi alaa kulli xaal lu ci bëri daal ñu ngi ci biti mais soxna yi ñu ngi ci kër yi ñu ngi ci lu ne ci kër gi ñu ngi ci njaboot bi kon luy dal askan bi luy dal njaboot bi ñoom ñoo koy njëkk a yëg ci ñoom lay njëkk a metti tamit bu fekkee ni ñaawteef la lu mel ni lu ñuy wax lu ñuy wax viol. su ko defee ñaar ñooñ ñan lañu kenn ki à ma droite sama càmmoñ mooy soxna Ngoné Sarr bàjjenu gox la dinañ ñëw ci loolu mooy lan ban façon liggéey la mais en même temps aussi mooy point focal protection de l'enfance fële ci Wakam donc lépp loo xam ni day sàmm ndaw yi xale yi tout tànk yi moo fa taxawal liggéeyu ministère bi toppatoo loolu. ki nekk à ma gauche soxna Sukay Fall moom éducatrice la yarkat la jàngalekat la waaye moom moo yore section féminine mbooloo boobu ñuy wax association bi ñuy wax Ibadu Rahman moom moo yore section féminine bi kon yaakaar naa yooyu ku amul jaar-jaar amuloo expérience amuloo dal amuloo xam-xam doo ko mën a yore kon ñi toog ci table bi tey kenn du wax ne lu tax Imam Kanté indi fi ñaar ñi ci thème bu mel nii nga xam ne mooy le viol les racines du mal. viol lu tax mu mel ni lëmbale réew mi fan la bàyyeekoo nan lay feeñee ci nit ki nan lay feeñee ci askan bi ci quartier yi ci réew mi ak nan lañ ko war a saafara kon balaa ñuy dugg ci loolu ma jox sunu soxna yi ñu nuyoo ma tàmbali ci soxna Ngoné Sarr. salaamaaleykum. maa ngi lay nuyoo di la ziar imam di nuyu sama mbokk bi soxna si Fall maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu suñu techniciens yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ITV ci émission bi nga xam ne mooy càmbar donc di kontaan rek ñëwaat fii tukulóor day wax dara nee na loxo bu duggee ci pax génn duggaat rek jàmm la fa fekk. donc di kontaan bu baax si toogaat ak yow ci émission bi di càmbar di ñaan yàlla aussi liñ ci wut wala liñ ciy jàngat ñu dégg ko déggin bu baax ba bën koo jëriñoo barke Seydina Muhammad. tabarakallah jërëjëf soxna Ngoné Sarr ma jox Sukay Fall mu nuyoo.
asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa barakaatu. nuyoo boobu maa ngi koy yëkkati ko jox kilifa yi kër gi di ko jox sunu imam Kanté di rafetlu émission bi kii ma ci jot a dégg di ñaan yàlla mu gën a defar Sénégal di nuyu ki ma bokkal plateau bi soxna Ngoone Sarr di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi seetaan émission bi yëpp di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa barakaatu tabaarakallah kon suñu thème mi ngi noonu le viol les racines du mal viol ñu ngi koy définir ci tënk rawatina ci weer yi ñu génn Sénégal ci biir code pénal bi nga xam ni mooy fi ñuy tegee askan bi ay daan bu fekkee nit ki dafa def loo xam ni jaaduwul ñu ngi koy définir ci tënk ne mooy koo xam ni da nga def dara ci awra jàmbur walla ñu def ko ci sa awra moo xam sa awra nga jël def ko ci awra jàmbur walla nga jël dara lu mu mën a doon jëfandikoo ko def ko ci awra jàmbur te fekk yaa ngi ko teg ci da nga koo bett walla nga jaay ko doole walla nga ërtal ko moom la ñuy wax contrainte walla violence walla menace foog naa loolu neex naa dégg façon définition boobu surprise walla nga bett ko voilà kon loolu mooy viol te loolu wax dëgg yàlla képp ku am xel di nga xam ne melokaan bu mel noonu lu ñaaw rek la mën a jur su ko defee Sénégal fan yi itam def nañ benn loi boo xam ne dañu durcir maanaam li nga xam ni moo doon viol nekkoon délit nekkoon benn njaaxum boo xam ni dañ ko doon atte comme yeneen njaaxum yi daanaka léegi ñu criminaliser ko maanaam dañ ko atte léegi comme ku rey nit nga xam ne léegi mën na la ci tëj sax sa giirub dund bu fekkee li ñuy wax viol bi dafa am ay cas aggravant comme nga violé nit ba pare mu jëlee ci laago wala sax bakkanam rot ci kon yooyu yëpp dama ko ubbee waxtaan bi pour ñu xam li ñuy waxtaanee lan la parce que léeg-léeg nit ñi dañuy réeroo parce que dañ dul xam sax li ñuy waxtaan lan la parce que définiruñ ko kon loolu la ñu jàppee viol léegi balaa ñu dugg ci biir loolu ma laaj déjà soxna Ngoné Sarr comme yow da nga am statut bàjjenu gox li ma la bëgg njëkk a laaj foofu mooy bàjjenu gox boo ma tënkalee bàjjenu gox lan mooy wàccuwaayam ak lan mooy liggéeyam ak lan moo ko boole ak nga commencé toppatoo mbiru viol. jërëjëf imam waaw bàjjenu gox defe naa ne statut boo xam ne ancien président Abdoulaye Wade moo ko joxoon ay jigéen jigéen kese nag mais jigéen yooyu fekkuñu leen aussi ñuy nelaw ay jigéen yu nekkoon ci communauté bi la ay leader lañ ay jigéen li ci gën a bari sax ay relais lañ woon xam ne dañ doon liggéey ci santé jàppale structure sanitaire yi ci ñàkk jàppale leen ci faj jigéen ñi jàppale leen nekk point d'interrogation entre la communauté ak ñi nga xam ne mooy prestataires yi ci hôpitaux yi walla ci centre de santé bañ ko fi tegee nag dañ ko fi tegoon pour fexe ba ndeeteelu yaay ak doom jóge fi ñu ne waxoon nañ ko sax fexe ba benn doom du judduwaale ak doomu jàngoro sida fexe ba benn jigéen du ñàkk bakkanam buy wasin fexe aussi ba jigéen doom bu juddu mën a dund respecter vaccination respecter visite prénatale maanaam balaa doom ji di balaa yaay yi ëmb bu juddoo mu respecter visite postnatale ñu fexe ba mu wasin ci structure sanitaire ñu fexe ba ñàkk xale bi yépp mat loolu moo doon liggéeyu bàjjanu gox cahier de charge ba ñu joxoon ba ñuy soog a nekk bàjjanu gox loolu la mais xam nga sant yàlla liggéey walla projet bu dugg rek ñu gis mu réussir leneen da ci yokk ba mu yàgg yeneen partenaires yi commencé ci dugg tey defe naa ne lu fi nit di liggéey dinañ ñu ci boole dinañ ci boole bàjjanu gox yi ñu ngi ci tuberculose bi ñu ngi ci VIH bi ñu ngi ci palu bi ñu ngi ci HTA bi ñu ngi ci diabète bi lépp ñu ngi ciy liggéey comme nag ci communauté bi la ñu bokk lépp lu ñuy def tey ba ci comité de développement locaux yi ci mairie yi walla ci sous préfecture yi walla ci préfecture yi département ba ci région dañ koy fekkee moo tax bureau yi ñu ciy def aussi dañ ci bokk yàlla def aussi ñu nekk à la base xam li ne ci dëkk bi di dund ak communauté bi li nga xam ne moo fa xew moo tax loolu mooy tax li ñuy fekkee lu bari
yenn saa bu yenn poste yi kii wér dañu xam ne yeeyoo nañ ko ñu jox ñu ko ba tey ñu nekk bu baax ci protection de l'enfance nekk ci lenn aussi ñun ñoo nekk ci mutuelle de santé yi ñun ñoo nekk ci CDS yi macha allah di liggéeyal aussi suñu communauté comme li ñuy wax rek ñu naan ñu metti na ma ne leen mettiwul kuy liggéeyal sa bopp doo sonn te suñu bopp la ñu liggéeyal. tabaarkalla soxna Ngoné léegi kon bàjjenu gox concrètement jox ma tuuti ci tënk seen liggéey nan ngeen ñi def da ngeen ni yeewu dajaloo yéen ñëpp dem ci kër yi di wax wala da ngeen ni woo askan bi def benn conférence wala ci tënk seen liggéey concrètement nu ngeen koy defee. commune bu ne dañuy commencer am na national. am réseau national am na par région am na département am na arrondissement bi nga xam ne moom la ñuy wax district am na commune bu ne xam nañ bàjjenu gox yi fa ne ndax structure sanitaire moo leen envoyé woon liste bàjjenu gox yooyu dañuy toog weer bu ne di gisee suñu gisee yenn saa yi di nga gis partenaire boo xam ne tuberculose ñëw ak partenaire am ne man de damaa bëgg ngeen liggéey lii ci tuberculose defal ma sensibilisation bëgg naa bu ngeen ma mënee defar VAD su ngeen ma mënee defar causerie su ngeen ma mënee defar mobilisation sociale caravane ak lépp dañuy toog ñu waxtaan ne am nañ yii activité nañu seet nuñ ko séddoo mais lépp lu ñuy def dañ koy bokk ak structure sanitaire yi su fekkee ne dañoo war a dem ba ma jëlee benn exemple dañoo war a def tuberculose dañuy dem ba ci structure sanitaire bi médecin chef bi wala assistante sociale bi yore programme boobu nga xam ne képp kuy ñëw di faju ci tuberculose ci moom lay jaar ñu ne ko bëgg nañ xam ban koñ moo gën a soxla liggéey bi ndax koñ yi bëri na Wakaam am nañ 34 quartiers 34 quartiers yooyu yëpp dugg fa ci benn weer wala ci trimestre dafay jafe mu ne ñu dugg leen fii ngeen dugg fii bu ñu fa duggee nag dañuy wax ak ñëpp du ñu ne diw kër diw moo am tuberculose nañ fa dem wala kër diw moo am bi feebar kër yëpp dinañ fa dugg bu ñuy woote aussi ñëpp la ñuy woote ñëpp la ñuy waxal suñu gisee koo xam ne soxla na accompagnement aussi dinañ ko gunge yenn saa yi sax ñu joxe garab loolu yëpp da ciy am ci noonu daal la ñuy liggéey bu dee ci vaccination bi infirmière chef de poste bi infirmier chef ICP bi la ñuy wax wala major bi li gën a bëri moo ñuy woo ne ñu vaccination bi dak am nañ tel nga xam ne waroon nañ ñëw weer bi passé wala ñëwuñu waroon nañ ñëw semaine bi passé yenn saa yi mu jox ñu adresse jox ñu numéro téléphone ñu dem wëri ko ba ci VIH bi am nañ benn programme boo xam ne dañ koy wax Mase Mentor mooy mère tutrice yooyu aussi dañuy liggéey ak nit ñoo xam ne ñu ngi structure sanitaire yi ñu ne diw de ëmb na bokk na ci ñi nga xam ne daan nañ jël garab feebar bi nga xam ne mooy am nañ doomi jàngoro sida daan nañ jël garab wante gisatuñ leen ñu dem wëri leen seet leen xool lan moo leen téye ñenn ñi dañuy toog parce que dañoo bëgg a réer ñenn ñi dañuy toog parce que dañoo xamul defe nañ ni war nañu fay ñenn ñi dañuy toog aussi parce que dañuy nëbbatu dafa am lu ñu ragal donc dañuy def ak ñoom boobu accompagnement loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu liggéey ak suñu communauté. tabaarkalla foog naa lii amoon na ci solo parce que am na ñu bëri ñoo xam dañuy dégg bàjjenu gox mais duñu xam dëgg-dëgg lan ngeen di liggéey wala dañu foog ne yu sew yooyu ngeen di liggéey am na ñoo xam tam dañu jàpp ne ci affaire contraception yooyu rek ngeen di liggéey loolu xam naa tam dinañ ci ñëwaat surtout ak affaire viol bi soxna Soukay Fall xam nga sànq dama joxe benn définition yéen ñi arabisants yi taarif bi nga xam ni moom laa def jéem a melal lan mooy viol li ma ci jot a tënk noonu yow loolu noo ko jàngatee ci l'islam li ñu tuddee viol fan nga koy dugal ci biir l'islam est-ce que da nga jàpp ne bàkkaar la rek ci biir bàkkaar yi wala loo xam ne da l'islam daf ko ñaawlu est-ce que am nga ay aaya yoo koy delloo wala hadis wala ay bindkat yi ulema yi luñ ci wax ci loolu ñu tuddee tey viol te mu lëmbale àddina bi yëpp waxatuma la rek Sénégal. alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabi ajmain ñu ngi rafetlu laaj bi ak leeral bu am solo bi sama mbokk bi def parce que man sax dooleeku naa ci xam-xam mais ñu ngi rafetlu laaj bi li nga xam ni moom lañ ciy tontu am na loo xam ne yow ubbee nga ko muy lan la ñuy tuddee viol ci lislaam mën nañu wax ni borom xam-xam bi dañu wax ne mooy jëf joo xam ne mën nañ ko nattale ci sunu jamono ji ak agresseur
moo xam tey da nga ñëw fëkk daraam wala nga def ko dara mais bu dee ci thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee di viol nag mooy maanaam nga ñëw am ak nit ki fexe ba njaaloog moom loolu nag mën na am ci ñaari anam mën na am ci anamu kii da nga ko ëpp doole nga forcer ko ba am ak moom njaaloo wala boog da nga ko menacer ba mu xam ne yow bu deful lii nga ray ko mu ànd ak yow def loolu wala boog ci beneen anam bi ñaareel bi mu maanaam mu soxla dara loo xam ne mënul ñàkk ci dundam loo xam ne mënul ñàkk ci dundam mu laaj la ko nga ne ko pour ma defal la ko faaw nga njaaloo ak man li tubaab di wax chantage waaw mu nangu ko loolu mën nañu wax ni amoon na fi ci jamono Seydina Omar radiyallahu anhu benn jigéen maroon na ba egg ci loru mu sàkku ci benn sàmm pour mu nàndal ko kooku ni ko balaa ma ko def ak yow am ak yow lii mu nangu ko bi mu ñëwee àtte bi ñëw ci Seydina Omar radiyallahu anhu da ci diisoog ak Ali ni ko dañ ko forcer Seydina Omar yëkkati dara jox ko bàyyi ko mu dem kon loolu tegtal la ni anam googu mën na cee amee mais ci anamu beneen bi ma jëkk a wax mooy dañ ko forcer ci li mu def waaw force boobu nag dina baax pour ñu mën ko tuddee viol mooy ki nga xam ne moom lañ koy def taaqaat yi mu am yëpp possibilité yi mu am yëpp pour bañ moo xam dafa war a daw moo xam dafa war a yuuxu moo xam dafa war a jaayanteeg moom moo xam moyen bu mu am pour bañ ba ay force am jeex mu loolu am bu boobaa dañ koy mën a tuddee viol. doguma la parce que point boobu c'est important parce que waxtaanu tey moom la bëgg vraiment ñu xóotal ko bëgguma sax dara échappé ñu. mais par exemple mën nga continuer après mais ci point boobu rek parce que da ngay dégg léeg-léeg ci waxtaan yi léegi ci tomb boobu. am na ñu bëri ñuy wax léegi naan xaw na doy waar pourquoi xaw na doy waar. man dinaa ko wax donte woon thème bu tiis la dañ naan am na ñu ne dañ koy woyofal parce que soo waxee yenn yi mais man gisewuma ko noonu mais am na ñoo xam ne dañ naan mais lan moo xew léegi parce que da ngay gis léegi jigéen boo xam ne dafa naan dañ ma violé gars yi di viol boo xam ne dootoo dégg yuuxu doo dégg daw doo dégg mbëkk buntu am na ñuy wax lu mel noonu. bon lu jar a bàyyi xel la aussi. est-ce que léegi dafa am lu ci soppeeku wala yu mel noonu moo tax bi nga waxee point boobu ma ne loolu tam c'est important. ay bismillah. léegi kon incha allah da nga war sa force yi nga am yépp da nga ko war a utiliser. ba nga xam ne amatoo pexe. su boobaa lañ koy mën a tuddee viol. léegi viol moomu tamit ci faw ñaari nit dëggal ko moo xam médecin la moo xam keneen dëggal ni kii violé nañ ko. xam nga bu dee ci zina bu dee ci njaalo dañ ni ñeenti nit ñoo koy mën a seede te kenn du woo sa morom mais bu dee ci viol moom il faut que ñaari nit dina ñëw dina dëggal lool. viol moomu tamit dafa nekk loo xam ne nekkul loo xam ne dañ koy topp ki nga xam ne def na ko fekk jaar na fi mu war a jaar ba affaire bi tudd viol ci boppam kon dafa nekk jëf joo xam ne tamit lu ñu lay forcer la. te it nekk jëf joo xam ne ci àtteb lislaam dafa xaraam lu xaraam la te jëf ju ñaaw la comme ni nga ko waxee crime la jëf la joo xam ne sax mën nañ ko wax ummul xabaayis mooy ndey ñaawte fii nekk na loo xam ne tamit luy yàq askan la nekk na loo xam ne tamit ay loram du yem ci ñu ko def kese waaye dafay tasaaroo ci société bi yépp da leen di làmb famille ki ko def ak ki ñu ko def waaye day làmb société bi yépp ay loram da koy daj nekk na loo xam ne tamit am na lu muy def ci nit am na yu muy indi ci nit boroom xam-xam bu ñuy wax Ibnul Qayyim wax na ni bokk na ci li muy def ci nit day wàññi diiney nit te tamit day yàq jikkoy nit waaye tamit day waral sa kanam da ngay mujjee ñaaw daal sa kanam du dootul rafet day lëndëmal sa kanam tamit am na yeneen lor yu gën a kawe loolu waaye tamit leeru xol bi nga xam ne jullit da koy am loolu da koy fay viol boobu da koy fay njaaloo boobu viol njaaloo lañ koy mën a tudde viol mën nañ ko tudde njaaloo wala boog ñu tudde ko comme ni ma ko waxoon ci commencement bi forcer nit te mooy agressé nit ci anam gu ne waaye mën nañ ko def ci viol looloo tax ki nga xam ne moom la viol bi tàbbi ci moom mooy victime bi kooku duñ ko topp dara alhamdulilah bi nga xamee ni wax nañ sànq ni incha allah yokk nañu daan yi nga xam ni dañ ko tegoon sax ci viol jële ko ci nii yóbbu ko ci beneen anam ci 10 ans ba sax sa giiru dund loolu xukuma état mën na ko def
donte la xëy na bokkul ak àtte bi nga xam ne moom la borom subhanahu wa taala teg ci waaye nag loolu ba tey beneen punition la boo xam ne mën na ragal nit mën na ragal loo nit bu fekkee ni xëy na dawal nañ ko te bëgg viol moom wàññeeku ñu gis ci ay njariñ mu saafara li nga xam ne mooy am boobaa jàpp naa ne mën nañ ci tey waaye li gën mooy ñu tey li nga xam ne moom lañu lislaam rëddal bu fekkee ne nag jariñul dafa laaj ñu changé waat ndax lépp looy faj te gisoo loola faju te nga bëgg mu faju te muy yàq dañ ko war a seet ci beneen anam viol moomu mën na am ci koo xam ne du nit ak borom këram mën na am ci koo xam ne du maanaam mënul am ci viol mënul am ci nit ak borom këram parce que yàlla moo wax ni subhanahu wa taala nisaa'ukum harsun lakum faatu nisaakum féministe ñoom nee nañ viol conjugal am na de déedéet loolu islam xamu ko jëkkër mën na forcer jabar islam xamu ko waaw parce que yàlla moom ko dégg nga aay bi yaa ma ko gën a xam nee na seeni tool lañu na ngeen ko bàyyee nu mu dikke loolu yëpp day tax ñu mën cee dégg ni àndinu couple dafa am lu mu laaj xam nga ñaari saa yi ñu demee bay seet ay droit ki devoir rek en général xool yee jóg mais su fekk jàmm di am te yàlla dafa bëgg jàmm jooju di daw ci couple ba ñuy déggu ci lépp loolu mooy li ci gën moom la lislaam tëral moom la bëgg ñu doxale ko sëy bi kon bu ñuy wax lee rek mais lislaam moom xamul loolu mën na am ci koo xam ne takkuñu ko du sa borom kër foofu lay faral di am sax kon daal yaakaar naa suñu tënkee mën nañu wax ni loolu lañu mën bëggoon a indi ci ubbite waxtaan waaw ci ubbite waxtaan bi incha allah tabarakallah mais soxna su koy ki violé nit lan mooy atteem ci charia ki violé nit ñu dem ba mu am ay firnde que ni kii mooy violé nit lan mooy atteem ci charia dañ koy dóor ay yar wala dañ koy tëj wala ci charia lan mooy atteem. waaw ki nga xam ne dafa violé nit su fekkee ni moom xëy na ku mas a sëy la dañ ko war a raj ma dañ koy dóor dañ koy sànni jam loolu nag mën na egg ci sax kooku faatu mën a nekk mais su fekkee ni ci jànq la moom dañ ne dañ koy dóor téeméeri yar borom xam-xam yi wax nañ ne defe naa dañuy faral di wax ne viol mën na nekk ci ku góor mën nañ violer ku góor quand même mën nañ ko def ku jigéen mais lenn ti ji borom xam-xam bi dañu wax ni mënuñu ko def ku góor parce que tànk góor yomb ko def mais am na borom xam-xam yoo xam ne nee na mën na nekk ci góor mën na nekk ci jigéen kon masala boobu ixtilaafiyal mën nañ ko jàpp ni mën na nekk ci góor mën nekk ci jigéen mais ki nga xam ne violé na daal war nañ ko teg punition yooyu tabaarkalla d'accord kon baax na foog naa ni ñu ubbee waxtaan bi nii baax na bu ko defee soxna Ngoné léegi dama la bëgg a laaj yow sa expérience de terrain effectivement vous êtes en contact ak population yi quartier yi njaboot yi luy xew di ngeen ko yëg léegi li ma tuddee tuuti état des lieux maanaam fi mu nekk nii bu la neexee sax nga jël sa gox bi foofu noonu mais de façon générale am na documentation yi leen di jox aussi da ngay fréquenter association yi les juristes sénégalaises et cetera dañ ci am ay données et cetera donc fi mu nekk nii mbiru gravité mbir mi laa bëgg a xam nan lañ ko mën a nattee est-ce que mbiru viol da nga jàpp ne fi mu nekk nii dafa gën di doy waar di gën a lëmbale réew mi wala est-ce que dafa yamamaay wala est-ce que mi ngi dellu ginnaaw tuuti. Imaam xam naa ne daal association femmes juristes bi nga xam ne liñ ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey bu rafet estimé nañ ci diggante janvier 2019 ak novembre 2019 1229 cas de viol te pédophilie la 1229 mooy junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent am nañ ko at bii nag comme jeexagul mënaguñu estimer yëpp te ñooñu mooy ñi wanewu ñooñu mooy ñi nga xam ne ñeme nañu génn ñooñu ñooy ñi nga xam ne wax nañ ñi waxagul nekk ci suuf moom kenn mënul xayma ñaata lañ te day yokk rek di dem gis nañ fi kaaw nu mu tudd Binta Diallo ci Tamba gis nañ fi kaaw Kumba Yàdd xanaa ñaari kaa yooyu sax ñoo gën a yee nit ñi ubbi seen bët ba taxawal suñu collectif boobu di dafa doy donc kaa yooyu yëpp ay kaa yoo xam ne am na ci 2019 la muy kaa yu metti mais mu ngi fi viol bi xam naa ne fi mu ne nii tribunaux yi dafa tëjoon ak Covid bi waaw ak Covid bi yenn liggéey bi dafa xawoon wàññeeku parce que même ci boutique de droit yu association femmes juristes yi xawoon na liggéey bi xawoon na wàññeeku xam naa ne xayma ko moment bi du yomb mais bis buñ ko xaymaa dinañ xam ne jógu fi ndax li tax violé di am
dafa gën a présent ci Covid bi. parce que dañu ne cas yi ci gën a bari lu koy indi ñu ne ñàkk. Covid bi dafa yokk ñàkk gi ñu ne promiscuité xat-xatloo bi. Covid bi dafa yokk xat-xatloo bi. ñu ne taxawaalu bi oisiveté. doon am loo def xëy amatoo loo def toogandoo beeg làngandoo bi. Covid bi da koo yokk loolu yëpp mu ngi fi donc est-ce que dina wàññeeku boo moytul 2020 bi dina raw 2019 bi. ndax ñu ngi gis ay cas nag si koñi ndax man ci 2020 bi Wakaam bële ma dëkk gis naa fa 3 cas. te Wakaam nan la toll ci Sénégal ba nga fay gis 3 cas yoo xam ne sax ci benn weer la. te muy juste ci diggu Covid bi au mois de diggante mars ak avril donc loolu mu ngi fi jógewu fi dafay naqare nag xayma moment bi. dafay naqare xayma mais ci loolu lañ toppat ci li ñu jàngat ak association femmes juristes yi. d'accord ñu dem ci Massamba ñëwaat continuer waxtaan bi. alhamdulilah rabbil alamin kon yaakaar naa ni waxtaan bi demee ni am na solo ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre. dinañ ci mën a yaakaar naa yeewoo ci lu bari gën a comprendre phénomène bi parce que li ñu yitteel ñun ci émission bi tey mooy dëgg-dëgg melal bu baax ñaawteef bi di viol lan la ak lu ko sabab wala li ñu mën a xam ci lu ko sabab ndax nit dafa lëndëm waaye tamit jéem a xool nuñ koy saafara su ko defee soxna Soukeyna ma lay laaj xam nga moom Ngoné Sarr wax na ne kon mbiru viol mën nga yaakaar ni sax mën na yokk ndax bu ñu xoolee li ko doon sabab ak yim ci tudd Covid bi ñëw mën na sax dolli nit ñi gën a jëm ci loolu wala boog ñenn façon nit yi ma bëggoon xam yow est-ce que yow tam ci sa expérience ak li ngay suivre actualité bi ak li ngay waxtaan te tam am na mbooloo boo jiite yéen jigéen ñi seen i waxtaan yëpp est-ce que mbiru viol bi effectivement yéen jàpp ngeen ne loo xam ni la mi ngi bëgg ëppi loxo donte woon benn cas sax ëpp na loxo mais ndax mi ngi bëgg ëppi loxo bu ñu comparé itam pays yi nu muy demee wala yéen da ngeen gis ne ak tamit démb famille ni ñu meloon mbiru viol nañ ko doon déggee démb ak tey yow ban xalaat nga am ci wàllu boobu. waaw comme ni ko soxna Ngoné waxee ci moom mi nga xam ne moom ma gën a yëngu ci côté yooyu moo ko gën a saytu li mu wax ni jàpp na ni incha allah buñ ko xayma waatee sax dafay yokk ndax cause yi mu tudd ñun yi nga xam ni moom lañ jàpp ni bokk na ci li nga xam ni da koy waral da koy gën a yokk moo tax mu am te mooy tax muy gën a bari yooyu biñ ciy jëkk a tudd mooy ñàkkub diine ñàkk yarub diine ci beneen buñ ca tudd rek dafay ëmbaale loolu mais ñàkk yarub diine moom lañ ciy jëkk indi surtout diine bi nga xam ne moom la ñu nekk nii muy diine islaam ñu xam ne diine boobu ci mu ngi jóge ci yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ni moo bind doomu aadama bind nit ñi bind àdduna bi indi mode d'emploi bi nga xam ni moom lañ fi war a mën a nekke te mode d'emploi boobu nga xam ni buñ ko utiliser ñun ñëpp mooy am jàmm ñooy am jàmm suñ ko mënee tënk dañuy wax ni dafay mel ni daal buñ ko mënee melal yàlla wax na bëgg nga ku la def nangam nga ni déedéet bëgg nga ku la def nangam nga ni déedéet mu ni loolu def naa ko mu aram seen diggante bu ko kenn def sa morom. kon diine boobu yërmaandi gi mu ëmb ak jàmm ji mu ëmb ak maandu gi mu ëmb amul leneen lu mel ni moom kon man damay wax ni li ko cause bi nga xam ne moo ëmb yeneen yépp mooy boobu te it liñ koy mën a firndeele mooy bu jëkk ba nga xamee ni nit ñi gënoon nañu jàpp diine bi di ci gën a dund di ko gën a dunde gisoon nañ ni viol bi melul noonu suñu xoolee ñun suñuy maam ci ginnaaw rek gisoon nañ ni ku leen yeewoon tey jii wax leen benn kaa ci lu mel nii sax dañuy jàpp seen bopp ndax jàpp ne loolu mënul am ñun ñu dem ci di dem chaque jour rek affaire bi di gën a yokk di gën a indi ay fee yoo xam ne dafay romb sax ak nite waaye day dem ci ak njaay àll parce que dañ naan nit ki nga xam ne da koo seexlu woon war koo aar ci jege ko léegi tey bu demee ba ciy egg fenn fi kooku romb na nit kon dañuy wax ne yàlla di koy melal ni bal kal an'am bal hum adal daf ko melal comme ay jurukar mu ni ñoom sax ñoo gën a yées mala yi ndax mala yi sax am na ñoo xam ne du ñu dem ci ñoom te gis nañ léegi nit ñi ñu ngi egg ci loolu kon la ko waral mooy ñàkku diine ñàkk dund diine ñàkk jël diine daal muy sunu mode de vie loolu nag
mën nañu wax ni diine boobu nga xam ne dafa ñëw daal di teral jigéen yëkkati ko ci kaw màggal ko ndax diine dafa jël jigéen sàmm ko bëgg ko yërëm ko ba tax da nga naan sax boo dee xool ci xelatu ni rek da nga naan dafa am ségrégation parce que jigéen lañ ni yow toogal ñu lay wodd di la dundal di la fajal say aajo loolu la ñu santaane ci jigéen ci loolu sax ci la ñuy mën a déggee mu dem ba léeg-léeg sax ñu naan jigéen ñi dañ leen bëgg a tëj dañ leen bëgg a xatal déedéet dañ leen bëgg a féexal noppal leen parce que gis nañ ne am na par rapport ak jigéen ni ko yàlla bind am na yoo xam ne attanu ko bu ci dee dugg sax day gis ne dafay am jafe-jafe kon jigéen moom nga xam ne yàlla da ko teral fonk ko di liggéey nit mi mu fonk sax ci biir jigéen ba pare yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne maa akramahunna illa karim wa maa ahanahunna illa laim mu ni jigéen daal ku ko teral sax ma teral la yow ku tedd waaye ku ko teddadil suufeel ko doyadil ko yàlla neen dina la doyadil te yow sax ku doyadi nga kon jigéen ku yàlla fonk la moo tax ci noonu ci la ñu mën a déggee yàlla subhaanahu wa taala ni mu fonke jigéen moo tax mu koy sant na muur ay cëram na sàng yaramam sàng yaram boobu lu tax ma indi ko dafa am importance trop parce que ñàkk gee def uññi googu noonu bokk na ci li nga xam ne dafay sabab viol yi man sama maam dafa ma sa wax benn bis lenn dafa am suñu kenn ku ñu xamoon koo xam ne dañ ko trompé dañ ko ëmbal sama maam wooma mu ni ma ñuy wax daal ñuy jaaxle ci ko ëmbal parce que ku baax la kuñ xam nitu diine la sama maam wooma ni ko ni ma kii moom ëmbaluñ ko de mais moom moo ëmbalaati mais mënuma comprendre loolu mais bi mu ma expliqué man comprendre na maanaam moom moo dem provoqué te waa ji ni mu réagir ci ginnaaw gi dëggal na loolu sama maam wax kon léegi bu ñu seetloo jigéen ñi daanaka dañuy provoqué góor ñi ci wàllu solin ci wàllu waxin ci wàllu doxin ci wàllu jikko ci wàllu ñàkk kersa wàllu yëpp boo ko seetee da ngay fekk dañ fay provoqué góor ñi kon man jàpp naa ne loolu bu ñu seetee ca ginnaaw amul woon mu am lii indi lii kon est-ce que duñu delluwaat ginnaaw ñu xool li daan am nañ daan dundee ba tax jëf ju ñaaw ji amul woon yàlla subhaanahu wa taala dafa indi ay code yu bëree bëri teg ko pour ñu koy dundee pour mu éviter njaaloo di am xanaa bu yàlla ne wala taqrabu zina bu leen sax jege njaaloo waxuma parce que dañu mel ni dañu ne safara bu amee boo fa jegalee essence wala dara yow yaa ko yokk noonu la ñuy dunde kon loolu yëpp bokk na ci sabab bi yàlla subhaanahu wa taala gis nga ci aaya bi muy wax ne dafa wax jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi seen gis nañ koy wàññi dañu ne njaaloo boo gis rek ci xool la commencé xoolante am lu ñuy yëg nuyoonte daje joxante rendez-vous. en général il faut mu am fu mu jaar moom. en général du jékki-jékki rek ne këtt la joon am na yoon wu muy dem. ba egg fa kon yoon boobu xoolee bokk na ci. mi ngoog kon xoolin wi ci la bokk solin wi ci la bokk moo tax mu sant ñu sàng yaram wi lu dul la nga xam ne mën na caa bañ a feeñ doxin wi sax da caa bokk te léegi da ngay gis xale yi jigéen ñi doxin boo xam ne sunu maam yi. dëgg dañu rusoon loolu. mais loolu yëpp di provoqué góor ñi. kon loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dafay sabab day sabab njaalo. naka noonu waxin wi solin bi jikko bi ñàkk kersa gi loolu yëpp ci la bokk dem na ba léegi sax dañ ni góor ñi daanaka dootuñu seeti jigéen ñi mais jigéen ñi ñoom ñoo leen di seeti loolu yi nga xam dañu renverser affaire yi ba nga xam ne dundinu kër gi sax finalement bu ñu eggee fa ñu jëm sax yàlla nañ ci yàlla musal mooy kon famille daanaka dootul nekk parce que dem na ba daanaka sëy dootul taxaw njaboot gi kenn mënatu leen ilif daanaka ñoo ilif seen bopp am nañu liberté tamit ci lu leen neex ñu def kon loolu bokk na ci yi nga xam ne dafa sabab loolu naka noonu tamit moyen de communication yi réseaux sociaux yi nga xam ne dañ ko libération boo xam ne nii daanaka sax sunu doom yi wala ñeneen amuñ ci fu ñuy yem lu ñu bëgg a gis ko lu ñu war a xam ko lu ñu war a xam ko doo xam sax fuñ ciy yem géej la boo xam ne ñu ngi ciy dem rek loolu tamit bokk na ci li nga xam ne dafa yokk kii bi dafa yokk viol bi tamit lu mel ni mu xaddaraat yi tamit li nga xam day yàq xel moo xam sàngara la moo xam drogue la moo xam lu mu mënti doon nga xam ne dafa yomb ñu koy jëfandikoo loolu tamit bokk na ci li nga xam da ko sabab seetlu nañ sax ñaare ku ko def rek wala nga def crime yu ni demee wala aw ñaawteef dañuy seetlu da nga jëfandikoo ci yooyu ba tax sa nite day gën a manqué da ngay yokk sa bopp rey sa xol pour nga mën a def li ngay def parce que nit kese rek ku am yëg-yëg ci yàlla ku am xel rawatina ñun sénégalais nit ñu yare woon nit ñu yërëmantee nit ñu bëggantee nit ñu amee kersa gis nañ ni mënuñu woon lii moo tax bu ñu ko bëggee def ñaare dañuy jël leneen pour mu mottali ñu mën koo def ci loolu la ñuy dem ba yàlla subhaanahu wa taala di wax ne lahum qulubun laa yafqahuuna dañoo am ay xol boo xam ne sax dootul yëg
wa lahum a'yunun laa yubsiruun bët yoo xam ne sax du mën a gisati xale yi boo leen dee xool daanaka loolu ngay gis noonu ngay gis noonu la ñuy dunde dëgg-dëgg ñun ñëpp seetlu nañ ne kersa moom ñàkk na lool su ko defee loolu jikko yooyu ak ñàkk diine googu solin woowu doxin woowu xoolin woowu ak jaxasoo bi tamit al ixtilaat jaxasoo bi nga xam ne góor ñi ak jigéen ñi ngi koy jaxasoo promiscuité bi mooy li soxna si wax ci biir kër yi wax dëgg yàlla jaxasoo bi da ngay nekk ci biir kër benn xale jigéen romb léegi woddoo servetam ñëw dugg ci toilette di kër gi famille baa nga fa ñeneen ñu dul famille baa nga fa ndax ñun noonu la ñu aadoo noonu la ñuy dunde xool boobu ak nekkin woowu lu bari dafay faral di indi njaalo te fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni woon sax jigéen ak góor bu ñu amee 10 ans bu leen boole ti ñu tëdd nu ñuy tëddee mooy li nga wax sànq ni ñuy tëddee ni ñuy jaxasoo loolu bokk na ci li nga xam ne l'islam da koo séparé woon réglé ko bu yàgg moo tax bi ñu ñëwee di ko def rek moo tax lu mel ni viol yooyu bokk na ci yi nga xam ni da ciy participer ci yokk ko yaatal ko dëgëral ko kon loolu daal ay jàngoro la yoo xam ne lenn la ñu mën a indi ci bokk na ci li nga xam ne mooy sabab sunu kirim bu bon bi bokk na ci li koy dëgëral bokk na ci li koy yokk. tabarkalla parce que li ma ko waxee sànq ci tàmbali émission bi mooy vraiment xóotal mbir mi parce que bu ñu yamee rek ci ne waaw léegi xale yi dañu yàqu walla viol bi mi ngi yokk ëpp na doole nangam ak nangam dafa doy et cetera voilà yooyu yëpp ay slogan la ay expression ñu yëkkati la ay kàddu ñu yëkkati mais mbir mi toll na foo xam ni tiis na tiis boo xam ni tant que gësamuñ ko ba xam lii lan la fan la bàyyeekoo nit ci ban xaal lay toll ba mën a nekk mala comme ni ko soxna sukkee na waxee tuddul tur bi mais mbiru inceste dem ba nga xam ni nga jur sa doom bu jigéen sëy ak moom wala xale bu ndaw muy góor muy jigéen fan yi rek Mbuur benn waay boo xam ni professeur d'éducation physique kenn waxul ñaata xale la doon fooye ba pare nag di ko yóbbu ci benn auberge xaritam di ko bàyyi muy dugg ay xale ci néeg ba dégg nga di leen dig ay note bu baax naa la may note yu baax ak xaalis loolu doy na waar ak yeneen yu ñu fi gis kon foog ñu seet dëgg-dëgg loolu nu mu demee léegi soxna Ngone doo bëgg nga ñëwaat xam nga moom indi na li mu mën a tuddee approche islamique pour moom islam ni mu gisee doomu aadama yi nga xam ne suñ leen ko ñagaloon ba ñu bañ koo jege bañ a mel noonu loolu mën na dox diggante ak ñuy def lu ñuy tuddee viol maintenant yow tam am na yoo ci commencé woon joxe explication sociologique xam ne nit ki bu tollee ci ñàkk mën na nangu yu bëree bëri wala nit ki comme ni nga ko waxee amul liggéey wala jëfandikoo ñoll ak yu mel noonu mais léegi dama bëggoon ñu dellu si waat ba tey encore ci xóotal mbiru viol bi yow yi nga jot a tënk sànq ñàkk beeg yooyu dama bëgg nga dellu si waat ci bu ko defee ñu gën a gis lien bi par exemple tey bu ñu nee ñàkk mën na tax am na lien ak viol wala ñàkk liggéey yooyu nga ñëwaat ci pour ñu xool lien bi lan la ak jéem a seet foofu nan lañ mën a couper lien boobu pour viol boobu jóge fi wala bokk nekk lu fi néew même sax soo amee cas yooyu joxe exemple yu anonyme ñun duñu police bay def enquête et cetera dañ koy waxtaane rek mais benn cas ñaari cas mën na tax ñu commencé waxtaane non seulement cause yi mais tamit benn kii bu ma yitteel bu baax a baax ngeen bàyyi ci xel mooy responsabilité yi ngeen bàyyi ci xel soxna su nga bàyyil ma ci xel ngeen bàyyi ci xel parce que soo nee kii moo def lii responsabilité yi lan la ana mag ñi ana ñi waroon a wax est-ce que am na ñoo xam ne gis nañ ba pare noppi yooyu yëpp tam ay responsabilité la kon man noonu laa bëggee ñu tëralee waxtaan bu ko dee ñu toj yax bi bu baax mën a dimbali askan bi ci tiis bi. waaw koy imaam soxna si ni mu ko waxee am na loo xam ne dinañ ko déggoo mais am na foo xam ne bu fa yeggee njaaloo bi ci benn côté lay doon mooy ki nga xam ne moo violé ndax defe naa ne xale bi nga xam ne dafa am 18 mois coowam amoon na fi defe naa booru 2017 xale bi am 18 mois. ñu violé ko. kooku defe naa provoqué wul kooku defe naa taxawaaluwul ndax ki ko violé sax daf koo fekk mu tëdd ci booru yaayam di nelaw moom muy nelaw mu yenn yóbbu. te cas yooyu mooy li ci gën a bëri. li gën a bëri ñi ñuy violé mooy ñi nga xam kii koy violé dafa am lu mu séq ak moom benn ascendance bu mu am ci moom. ndijaay la baay la dëkkandoo bi ñuy wax tonton la parce que ñun noonu la ñu dëkkee. kiy jàngale la koo xam ne ni am na lu mu séq ak xale bi kuy romb rek
néew na lu muy violer xale peut-être dina nekk ci mag mais xale génnul lu sori communauté bi génnul lu sori cercle familial am ba viol di ko fekk lu sori ci cercle familial am comme li ma la waxee ñàkk yaa ngi may wax maay bu ku seetaan drame d'enfant. mais kon nañ jël déjà point boobu. point bi nga wax cas yi ëpp ku jege la. ku jege la cas yi gën a bëri. très bien point ku boobu jege la ku mu xam lay doon. ku mu xam ku mu ragal walla ku mu rus. voilà kon léegi suñu jëlee par exemple cas boobu. nga jël suñu jëlee cas wu bébé bi nga wax 18 mois foog naa déjà loolu soo ko jàngatee déjà di nga xam ni kiy violé kuy sàkku ku am 18 mois war nga xam ni façon nit boobu déjà kooku moom am na problème daal parce que ku am 18 mois kooku nekkagul jigéen. du dëgg. ah voilà kooku nekkagul jigéen bu ñu mën a xemmeem. ah ba di ko sàkku walla jigéen bu futteeku et cetera comme ni nga ko waxee kon déjà kooku ay cas la yu précis kon ku mel noonu genre en tout cas am na nu ñu ko war a tuddee ci côté psychanalytique psychologie benn waay la boo xam ne déjà moom dafa tasaaroo quoi du nit moo tax mu war a mën a sàkku koo xam ni bébé la lu doy waar la ak tam boo xalaatee nitewul voilà am na tur bu mu ko waxal léegi bu kooku génn na nit. voilà génn na nit. mais comme li ñuy wax utilisation yenn kii yi. lu ci mel ni sàngara lu ci mel ni drogue yooyu yëpp da koy yokk ndax xaritu papaam la nee nañ ci journaux yi dafay laal lu mel noonu. ndax xale 18 mois moom xaw ma lu ci nit mën a am. gis nga violé ko sànni ko ci mbedd mi. noonu nag laa bëggee waxtaan bi tëddee parce que moom laay wax ne damay tii dégg ay plateau di gis ñuy bind mais nii la xóoteewul c'est-à-dire nii laa bëgg tey ngeen dimbali ñu ci parce que effectivement ku ñëw violé xale bu am 18 mois kooku boo bëggee boo yaakaaree ni benn loi bu metti moo koy dindi loi bi mën na ci am rôle gaa ku def njomte moom foog loi dal sa kaw moo xam da ngaa sàcc da ngaa fen moo xam mais en tout cas ce qui est sûr c'est que kooku soo réglé wul problème mu ñoll boobu ah loi boo fi mën a def tamit tant que nit kaa ngi mën a jëfandikoo ñollu rek possibilité mu def loolu dina am. ak tamit imam boo ma mayee foofu Adja. xam nga li nga wax ci sa wàllu liggéey te nga xam ko. dama koy nangu. maanaam am na li ci gën a bari ña koy def mooy cas bu mel ni bi nga tudd xam nga alquran yàlla dafa ñoo wax ne li anna fi qalbihi maradun dafa am ñoo xam ne dañoo am feebar. ñooñu nag ñooy def lii. ñooy def yu mel nii dimbandikoo comme lu mel ni muxadaraat sàngara yeeg yooyu yu mel noonu moo koy waral. ñooñu nag moom dañ leen war ci teel xàmmee leen ak ku gis ko xam ne mel na noonu ci sa koñ wala nga xam ko ñooñu dañ leen balaa ñoo def fee yooyu sax ñooñu dañoo laaj faj ñooñu dañoo laaj faj moo xam côté bi nga xam ne psychologue yi ñoo leen di faj wala côté bi nga xam ne nitu diine yi ñoo leen di faj mais ñooñu ay nit ñu feebar lañu ne ci société bi ñu war leen a seppi faj leen même bu ñu eggagul ci viol sax ñu di leen bàyyi xel di leen faj bokkul ak nit ñi nga xam ne moom la diine di waxal moom la nit ñi di waxal ñooñu dañoo am feebar voilà question boobu comme dafa bëri ay ñu feebar te am mbokk waaw ku feebar te am bàjjan ci kër lay dëgg la boo moytu sax mooy yor kër ga moom gaa ñi feebar ñëpp am nañ mbokk sax waaw nit ku nekk am na mbokk daw am na feebar ñi feebar ñu sànni leen raar na ñu violé nit ndax ñooñu nit ñi dañ leen di daw waaw wax nga dëgg ñooñu nit ñi duñ leen jege bañ leen di mën a violé dañ leen di génnee ci société bi carrément ñoom tam ñu génn ci société bi génnee ci seen bopp mais ki feebar nekk ci biir kër gi nekk xale bu góor boo xam ne papa nga ndijaay nga nekk ci kër gi xale yi ragal nañ la yow yaay defar exercice yaay yóbbu xale yi école ku xale bu jàdd yoon yaayam yow la koy kalaame loo ci bëgg def ko ci bu nitewu rek loo ci bëgg def ko ci te cas yooyu la ñuy am cas yooyu la ñuy am ndijaay bi ci kër gi la rakku papa bi ci kër gi la yaay ji bu waxee ñu ne ko sa sëy daf fi yem bu dee papa ji sëy si yenn saay ci biir kër maam bu jigéen bi aussi ñu ne ko boo waxee sëy bi yem si lu ñuy def dañuy disloquer famille yi dañuy tasaare famille bi dafa bëgg yàq suñu der fase nañ ko yàq deru xale bi loolu moo tax sax li gën a bari looloo tax ñuy nëbb di bañ ku leen stigmatiser di bañ ku leen discriminer di nëppal parce que doom bu jigéen nga am kii góor la du ko yàqal dara yow doom bu jigéen nga am boo ko waxee mu jëm kaw kenn du ko takk te bu soobee yàlla dinañ taxaw fu ne weddi la kenn nit mënul xeex ak ñaar fukki nit yàlla bu doon nag yenn saa yi aussi ki nga xam ne mooy violé moom mooy yor kër ga moo fay jënd ceeb di fa jënd dëwlin di fa fay location kooku kenn du ko laal intouchable
lu mu fa yàq yow yaay muñ ku mu fa mbéj yow yaay muñ ku mu fa dóor yow yaay muñ loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy dund. beneen cas bi may ñëwaat ci pauvreté ku seetaan drame d'enfant bu Ségit bi nga xam ne Serigne Mor Mbaye moo ko jiite maa ngi koy ziar sama maître la ndax jaar naa ci moom. dafa am xale boo xam ne dañ koo violé xale bi juróomi at la am. mu dem ci boutique bi jënd mburu taxaw ne borom boutique bi doo ma may chocolat ko kii xale bu góor bu taxoon ci gànnaam ne ko kaay ma dem sama kaa ñu dem sama néeg ma may la chocolat. xale bëggam rek la xam. xale bu topp ko ba néegam mu violé ko. violé ko ba yàq ko. xam nga loolu ñàkk moo tax ndax xale bi bu néegu ndeyam amoon potu chocolat. du topp ci kuy maye chocolat. bu néegu ndeyam amoon chocolat du topp ci ku am chocolat donc loolu ñàkk bi da koy waral leneen li aussi ñàkk bi ba jël doom ndénkaane ne jox naa la laajuma la lu dul ay yaxam. yenn saa yax lañ lay indil c'est vrai. yenn saa yi duñ la indil séet duñ la indil dara yax lañ lay delloo xale bi nekk ci kër gi kër magu yaayam la kër rakku yaayam la kooku doom yëpp bu ñu xëyee ña ngay dem école moom mooy bale moom mooy raxas moom mooy lekk desiti moom la ñuy seexlu luñ sàcc ci kër gi moom la lu ñu fen ci kër gi moom la surga ba ca kër ga di ko jëriñoo di ko def loolu ne ndax moom lu mu wax ñu weddi ko balaa muy feeñ ëmb tegu ci xale bu am 9 ans 10 ans fukki at ak benn ëmb loolu yëpp ñàkk da koy tax jël say doom jur tasaare ne awma fu ma leen def mënuma leen yor yenn saa yi nag ñu yegg fi ñuy bu ñuy def yenn sensibilisation ñun bàjjen gox ñu ne nañu yamale njur gi ndax jur fukk ak benn jur juróom-ñett te mënoo cee yor benn jox kii bàjjenam jox kii ndijaayam jox kii dëkkandoo dafay indi yooyu nga xam ne mooy ay cas de viol te xale yooyu vraiment dañuy am mujj bu metti ndax yarluwaan du ku ne moo mën a téye yarluwaan donc loolu ñàkk da koy waral xat-xatloo bi ñuy wax ñun dañ koy vivre ndax suñu communauté bële da ngay gis néegu jeeg yi sëy ci kër gi ku nekk am na néeg mook papa ji ñu ngi fay fanaan xale góor ak xale jigéen yëpp di fanaan ak maam ji ñi xale bu góor bu am 17 ans xale bu jigéen bu am 5 ans xale bu góor bu am 15 ans xale bu jigéen bu am 13 ans ñoom ñëpp ñuy fanaan ak maam ji te nit kese la yenn saa yi sax xale bi viol da ciy am xale bu jigéen bi bañ ne du viol moom moo bëgg bëggul dañ koo dugal ci po boo xam ne du powam po boo xam ne du powu xale ba mu yegg fenn fi mais loolu mooy xam ne mooy li nga xam ne moom la ñuy dund ci suñu ay communauté donc violence boobu daal moo fi am yenn saa xiif naa yeneen nag dina ci am bëgg njëgu portable bu sa ndey amul mu ne la fekk ma sama néeg 22h bëgg njëgu mbubb jesner bu sa baay amul te nanguwoo liggéey mu ne la fekk sama néeg mais loolu ñu mag ñi lañ ko mën a waxal mais xale bi nga xam ne juróomi at juróom benn at kooku victime rek la mën a doon d'accord nu mu mënti doon defoon naa benn formation am ku ñëwoon ci formation bi mu ne ma man de sama benn mbokk man mu ne ma yaayu xale bi da ko doon tibbal añ bu koy tibbal añ di ko jox chaque jour xale bi di ko indil bi ko xale bi di indil daal nee na moom saytaane dugg ko parce que xale bi ni mu doon soloo la xale bi xaw naa am nekk pas âge puberté 13 ans foofu la xale bu jigéen di rafetee woddu sël sol mbubb moo xam ne ay ngàll la daal am lu mu seetlu ci moom saytaane wër ko mu yegg ci xale bi ma ne ko waaw mu ne ma xam nga loolu saytaane rek la ma ne ko sa mbokk moomu mës na dem banque mu ne ma banque kay xanaa ñëpp mës nañ fa dem même bu dee fayeeku ñetti dërëm ma ne ko waaw fekk na fa ay takku xaalis ba mu fees lu tax jëlu ko mu ne ma bu koy jël kii di teg yoon di ko téye ma ne ko waa xale boobu aussi alalu procureur la képp ku ko laal ñu yëg ko procureur teg ci yow loxo donc nit ñi ñoo war a liste dëgg la diine bi war nañ ci yar suñuy doom mais est-ce que mag ñooñu di def loolu yaru nañ ci diine bi nit bu nekkee demee nag ba nekkatul nit di def loo xam ne di yëfi nit yëfi mala la dañ koy taxale ak nit ñi wut fuñ ko dugal te ñooñu loolu rek lañ leen war a def tabarakallah mais c'est bien mais effectivement cas yi nga jël yëpp nii toujours rek bu ñu seetee kon cause yi da ngay gis ne li ma ci gën a intéressé quelque part mooy ni bu ñu nax suñu bopp bu ñu yaakaar ni affaire bi affaire loi la li nga expliqué nii wane ni lii ku yaakaar ni benn loi moo koy réglé juum nga parce que boo waxee affaire u ñàkk wax affaire problème yi xew ci kër yi wax affaire même yenn jànq yi nga xam ne sax ñàkk doylu ak bëgg a portable 200 000 mooy tax ñu fekk benn waay ci néegam temps yi am naa benn cas ku ma jege man koo xam ne dafa ma expliqué benn cas doomam sax d'ailleurs moo ci dugg ndeysaan mais xale bu jigéen bi dafa ñëw ci appartement wu ñaari xale yu góor yi xaaju guddi am lu ko fa dal
bon lu ko fa dugal heure boobu et cetera bon mais man li ma gënoon intéressé ci lu tax ma wax cause yi mooy kon tey jii tant que cause yi ñu ngi fi defal loi bu la neex di nga mën nga rey ñu bëri tëj ñu bëri et cetera mais terewul nit ñi di ci ñëw parce que réglé woo cause yi kon affaire politique de la famille politique pauvreté dégg nga ak communication ci biir famille bi ak éducation kon yooyu yëpp moo seq affaire viol kon affaire viol du benn affaire bu simple nii boo xam ne dañ naan ay dof ñoo fi nekk góor ñu bon ñi yërëmu jigéen ñi nangam coow boobu dafa xaw a yomb mais kon il faut ñu xam ne viol dafa feeñal feebaru société bi yëpp daal parce que yi nga wax yëpp nii mooy feebaru société bi comme ni nga wax tey ji yow li nga wax man jot naa ci dégg ñoo xam ne gis nañ ne lii nar na indi nangam ñu noppi parce que kii mooy joxe nangam kii damay bañ ñu gàcceel ma nangam après soxna su koy na ma wax la est-ce que islam dalay may ragal gàcce wala nangam tax nga bàyyi ñu violer sa doom wala ñu violer ko nga noppi parce que da ngay bañ sa jëkkër am gàcce te xëy na moom moo ko def wala sa frère moo ko def et cetera mais kon question yi nga posé yëpp nii day wane ni kon benn question la bu yaatu boo xam ne dañ ko war a songandoo nag ci wàllu yëpp sinon effectivement buñ ko xasee ba def nañ ko ba pare donc loi bi day intervenir toujours fekk njaaxum am na te ñun li ñu bëgg tey mooy déjà muccal suñu askan ci suñuy doom suñuy xale balaa loolu di am mais plus ñuy appliquer loi bi ça veut dire que plus ñu ngi échouer parce que bu fekkee chaque jour ñu ne la tëj nañ benn góor 20 ans chaque jour ñu ne la dóor nañ ko yat et cetera ça veut dire que ni kon société bi yàqu na et que loi rek moo ñu desee alors que société bu rafet mooy société boo xam ni loi accidentellement lañ koy appliquer parce que jaar nañoo ak nit ñi fi ñu war a jaar ak ñoom ba nga xam ni ay quelques nit yoo xam ni dañoo àndul ak seen xel sax comme ni ko su koy waxee ñooñu sax dañ leen war a teel a identifier dem jël leen en charge structure yooyu est-ce que am na fi aussi xoolal ñuy dox ci mbedd mi yëpp nii man léegi damay jaaxle trop su ma gisee xale yu góor yëpp ci mbedd mi 18 ans 20 ans da nga naan si yéen kër la ñuy bàyyeekoo fan la ñuy fanaan fu ñu nekk mais ñooñu mën nañ def lu ne. Imaam dañ leen abandonné. Imaam foofu xale góor yooyu ngay wax la famille yi li nga ko waxee. am na kër yoo xam ne du ma ne lu ma dégg lu ma gis. ñenn ñi dañuy tëdd nelaw guddi bu ñu jógee ñeneen ñi ñëw tëdd nelaw. loolu am na. bu ñuy tëddee nelaw guddi ñi am place guddi. ñeneen ñi lu ñu def nekk ci dëkk bi di wër di taxawaalu. di kàmbis fu ne di toog fu ne kàmbis ak toog fu ne mën na indi lu ne. toogandoo ak àndandoo mën na indi lu ne. bu fajar jotee. ñi la tëddoon guddi peut-être ñoo am liggéey bu ndaw ñoo ñu xëy dem liggéeyi. ñële fanaanee dox ñëw yendu tëdd ci ni kër gi. ñooñu boo ñëwee benn jour fekk leen ñu toogandoo daf lay jaaxal ñii ñëpp. fu ñu ne ñii ñëpp fan lañ jóge et pourtant loolu la ñuy vivre. loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk. ñàkk rek moo ko waral. donc liggéey bi yëpp prévention la. ci prévention lañ ko war a nañ ñëw ci loolu waaw ñu dem ci Massamba profité wàlle ci kii ñëwaat dellu gën a xóotal aspect yooyu. tabaarkalla voilà justement ñëw nañ ci benn tolluwaay ci émission bi bu am solo mooy justement bu ñu jéemee xool viol boobu fan la jógee parce que ay nit ñoo koy séqante comme nit duñu ay jinne duñu ay malaaka xam nañ lan muy nit nit dafa nekk ci famille mën nañ identifier ki violé dafa naanoon ñoll wala sax bu dee naanul ñoll comme ni nga ko waxee c'est parce que dafa am soxla yu muy faj ci kër gi c'est parce que tam damay ragal ku ma gàcceel et cetera yooyu yëpp mooy cause yi nga xam ni ak yu bëree bëri yoo xam ni du ñu am sax temps lim yëpp nga xam ni mooy indi mbiru viol mais léegi man li ma bëgg gën a ñu jëm ci léegi mooy justement prévention bi mooy li ma wax sànq loi société yi civilisées yëpp xam nañu loi mooy loo xam ne bu ñu demee ba nga xam ni foog ñu teg nit loi mais fekk na def na lu muy def ba pare ki rey ay nit ba pare ñu rey ko rey na ba pare ñoo ñàkk nañ seen i mbokk ki violé na ba pare luñ ko mën a def tamit xale bi mu violé kooku moom boo moytuwul sax moom xamul sax kooku kan la moom daal yuuxu na ñu ñëw jàpp yóbbu hôpital kon la ñuy def kooku sax xam ko mais moom li mu xam mooy li muy dund kon moo tax la ñu waroon njëkk a def mooy fexe déjà ba dox diggante violeurs yi wala potentiel violeurs yi ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy violé li tax ma bëggoon ñu ñëwaat nag ci point yooyu soxna Soukeyna yow nga indil ñu sa xalaat ak sa jànginu aussi itam ci l'islam lu mel nii pour yow bu ñu ko bëggee gàttandu bëgg def prévention bi ci lan lañ war a gën a liggéey pour que viol bu fi jógewul it mu nekk loo xam ne dañuy toog lu yàgg doo koo dégg parce que xëy na société li ñuy wax société sans risque amul société boo xam ni lépp day jub
tegu ci yoon amul fenn mais au moins ñu fexe ba mu dellu ginnaaw. waaw man de maa ngi jàpp ne loolu lu am solo la tey ci suñu waxtaanee mooy jàngoro bi am na ba pare dafa mel ni su ma déggee am na maanaam mag ñi parce que feebar yi nga tudd soxna si tudd ko kon affaire bu ñu ko dee jàngat li ñu waxoon ni crime la boo xam ne dafay yàq société. kon loolu dafa tasaaroo ci mag ñi fi mu ne viol lañ tudd mais feebar bi kon mu ngi jóge ci kaw di wàcc ba ñëw ci viol. léegi nag mu des mag ñooñu xëy na am na ñoo xam ne mën nañ leen yar ba tey de ndaxte dara weesul ndax yàlla ne wa tuubu ilallaahi jamian ayyuhal muslimin tuub leen yéen ñëpp dellu ci yàlla ndax yàlla kuy jéggale la kuy baale la dafa bëgg jaamam yërëm ko kon wante nag ci sama xalaat ci jamono jii ñu toll ni dañu war a xool xale yi ndaw yi nga xam ne ñoo toll ak jigéen ñi nga xam ne ñoo leen di yar ab lënkalikoo tamit mënul ñàkk ci état te surtout yéen ñi nga xam ne yéen lañ fi teg ngeen di liggéey ak ñoom ngeen consulter dajeek ñeneen ñu bari pour ñu jàppaloonte parce que mbooloo mooy doole ñu xool léegi ñu ndaw ñi nga xam ne ñu ngi soog a jóg demaguñu nu leen di régler balaa ñoo mën a egg foofu ndax xëy na kon li ci ginnaaw mën na am yàquwul sax paasewul pour defaraat mais ñu xool léegi éducation faw mu dellu si waat te éducation moom da cee am loo xam ne état da cee am doole lool parce que moo yor loi yi mooy tëral mooy teggi kon man defe naa état moom bu jàkkaarloo jokkooloo ak parents yi yaakaar ne man jàpp gëm naa lu bëri lii ak yeneen yu bëri mën na fee teggee parce que tey bii la ñuy waxtaane rek mais beneen buñ tuddoon tamit boo da ngay jàpp sa gémmiñ ndax li nekkati lee mu ngi am ci dëkk bi kon jokkaloo moom foog mu am ci état ak parents yi ñu tegaat mbir yi ci yoon ndaxte bu fekkee ñàkk dëgg la jaxasoo gi nga wax sànq yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne jigéen ak góor bu ñu toogee ñoom ñaar wéet seytaane mooy ñëw ñetteel leen bari waa ne ku koy def sax du ko doon bëgg mais gi mu toog def lañ ko tere moo tax seytaane ñëw def liggéeyam moom sax day toog pare naan man lu ma def loolu fekkee punition la kaso bi ñu lay yóbbu li ci ëpp am na ñoo xam dañ leen fay teg ñu fekk ñu leen gën a garaaw ñu jox leen beneen fit nga daal di oyofal li nga defoon nekk fa génn su ko defee loolu suñu économie sax ñàkk gi da koy gën a yokk ndax yóbbu nañ la ca kaso ba xëy na doo liggéeyati ndax yaa ngi defaroo foofu ba boo fa jógee boo ñëwee yooyu yëpp di ay points yoo xam ne ñu waxtaan day participer nga ñëw defaat la waaw day participer ci viol bi kon dafa yaatu ba xam dafa laal ñëpp moo tax ma jàpp ni fi mu egg nii xeex bi dafa laaj état ci boppam ak ñi mu ilif ñëpp ñi mu jiite ñëpp mu jàppaloog ñoom ñu taxaw xeex lii ko daaneel ko jëli ko fi voilà léegi soxna su koy ne am na point bu am solo boo wax te foog naa ni moom dana ko dégg bu baax mooy cette mobilisation communautaire vraiment dugal ci ñëpp pour que ñu xam ni lii du ay caaxaan lu yàq askan la ñu yaatal ko je crois que loolu c'est très important parce que boo waxee éducation c'est vrai état am na ci doole loolu mais état bi tamit dafay teg cadre yi rek mais ñi séq yëpp affaire éducation war nañ ci dugg aussi bien muy éducation formelle di liy wax école publique école tubaab ak tamit daara yi école franco-arabe yi ñooñu ñëpp xëy na thème bu mel ni itam état bi war na gën koo dugal ci biir éducation ba ñu gën a xam ban approche la ñu war a am ci question bu mel nii xale yi ñu teel leen xamal danger yi am par exemple ci effectivement yenn façon comportement yi ak ñu teel leen xamal nan la ñu war a moytoo yenn mbir yi ak yenn façon nit parce que xale yi am na ñoo xam ne suñu leen waxee adulte am na nu muy doxaleeg yow suñu leen teel a expliquer que ni ku mel noonu na nga ko moytu wala nga informer sa parent yooyu c'est important ma jox leen exemple man par exemple toog naa ci benn koñ boo xam ni dama toog nii parce que man damay bàyyi xel trop yu mel noonu sama jaar-jaar ak yu bëri moo tax mais dama toog may waxtaan ak benn waay ma gis muy laaj doomam bu jigéen ne yow sànq ba tey ñu ngi lay wër sa yaay xaw mi ngi la soxla foo nekkoon ni mu ne fee kii moo ma yónni woon ci bitig bi après ma dégg keneen ku ko laaj mu ne fan yii yëpp daf may woo rek di ma yónni sama tranquille ma sur le champ ma ne sama waa ji mais ta fille là kii koy yónni nii est-ce que xam ngeen kan la mais non benn waay bu nekk bu locataire fii rek man leen voilà bon man leen comme ngeen bàyyi yi mu ko yónni nii après dooy poser question wu kon teel a yee xale xam nga xale bu mel noonu suñ ko teeloon yee ne ko ni bul nangu mag di la yónni ci mbedd mi yooyu c'est pas difficile bu la mag woowee ne la kaay ma yónni la nga ne ko man sama papa ak sama yaay dañ ma waxoon ni bu ma dem fenn te tàgguwuma leen nga dawaat dugg sa kër mais est-ce que nekk nii parents yi ñu ngi def lu mel noonu par exemple donc bi nga waxee affaire éducation bi c'est important mais aussi en même temps
question bi nga posé sànq soxna Ngoné yu bëri yi nga wax noonu ki nekk ci kër gi def lii wala mel nii jigéen bi nga xam ne dafa naan damay bañ a wax lii ñuy et cetera loolu yëpp ça montre un problème principal ci sama gis-gis bu gàtt mooy problème mu nekkinu famille actuellement ak waxtaanu famille ak communication famille ak responsabilité ci biir famille loolu fi mu nekk nii dafa mel ne problème bu rëy la. Imaam dawuma la xam nga bu jëkkoon guddi ñun ñëpp wala tàkkusaan wala ñëpp maire yeeg ñëpp dañuy bokk toog ci biir foyeeg café yeeg rey yi ci la ñuy éduquer waa kër gi yëpp ku ne da ngay éduquer bàjjan bi maam ji neneen loolu ñàkk nañ ko tey boo demee ci kër fi mu nekk ni ku nekk mu ngay waxtaan ak portable am xamoo la muy dox xamoo la muy kii kon jàngoro ji moom leer na léegi feebar bi leer na mais ci li ñu war a wax jóg dem ci mooy garab gi te man gëm naa ni garab gi mënta am mukk parce que jàngalekat bi état bi parents yi ñoo ko bokk loolu mënta am mukk lu dul di ñooñ dañoo jàppaloo am na ñoo xam ne fi mu ne tey bu ñu amee problème yi xamuñu fu ñuy jublu pour saafara ko fa ñu nga toog di wax nëpp nëppal xam nga nëpp nëppal bi tamit yenn saa yi fësal bi nëpp nëppal l'islam moo ne nañ ko teg ay daan kii dem na ba wax ni ki nga xam ne dañ koo violé comme ni nga ko waxee xale bu ndaw état sañ naa jël lu doy ni can mu punir ko kooku di dañ ko war a jox kii nga xam ne violé nañ ko canam bi moromam yi di am état sañ naa jël lu mel noonu ne dañ ko war a jox bokk na ci ay àqam dañ ko war a jox kon xam nga kooku sàgganewul xale toujours mu ngi teg ay punition mais lënkalikoo bi moom pour yaraat dellu si par exemple bu dee ñàkk yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi taxam xam nga moom ci ñàkk la nekkoon dafa ñàkk sax mais gis nga bi ñu ko joxee papam mu jaboot ndeysaan bàyyam bu ndaw boobu bi mu ko joxee mu jaboot amul sax ku ko jàppale mais gis nga boobu jom ma nga fa woon ak kersa te ñaar yooyu dafa manqué tamit ci suñu société bi ñu war koo gën a delloo si waat kon man li may proposé di ko woote sama bopp di ko woo ku mel ni yéen ñi nga xam ne yéen liggéey di ko woo état mi nga xam ne moo ilif ñëpp te mooy dogal mooy il faut que lii mu gën ko saytuwaat impliqué ci nit ñi bu baax ñu seet ay solution teg loo xam ne nii buñ ko defee dawal tuuti ñu gis ca njariñ ñu ne ah lii kat garab la nañ ko téye parce que ñu ngi koy faj mu ngi yokk te it fa mu jógee dafa yàgg li muy lor dafa yaatu moom dafa mel ne ndox moo teg muy dem rek boo tegee fa muy dem di law doo ko mën a mesurer kon balaa muy gën a yàq yeneen dina dem ba fi mu nekk nii gouverner sax day jafe parce que man xale yi léegi sii man de man ëlëm nañ ma jaaxal nañ ma yàlla xam na ni ma njëkk a seetlu ci ñoom mooy ñàkk kersa yow mag nii yow yaa leen ëpp kersa yow am na loo xam ne rus nga ko mais ñoom rusuñu ko yëg-yëg bi nekkatu fa wala loolu ñuy bàyyi muy dem doom yi di juddu di dem ñuy dem loolu di dem kon fa mu jëm kenn du xam fan la kon man li may woote mooy il faut que ñu dellu si waat ci yaru mag ñi fi nekkoon nga xam ne ñoom dunduñu woon lii xamuñu ko woon ñu jël méthode boobu seet ko te loolu ñi ko séq ñëpp foog ñu jàppalante pour mën koo def su ko defee gëm naa ni bu ñu ko defee ndax la ñu defoon démb mu jël résultat bu ñu ko defee tey incha allah résultat dina feeñ ndax nit moom mënta génn cadre nit rawatina suñu Sénégal gi nga xam ni dañ ñoo yar ci jikko bu baax yar ñu ci façon bi ñuy dunde daal macha allah wax dëgg yàlla baax na kon ñun waruñoo jëggaani ji loo xam ne daf ñoo yàqal bu ñu teg ci bët dañoo war a delluwaat ci sunu dañu ni boo xamatul fi nga jëm na nga delluwaat fi nga jóge woon. waaw mais oui ce qui veut dire loolu programme bu rëy la comme ça veut dire que nañu waxtaanaat ba seet suñu cosaan suñuy valeur ak nañ doon yaraatee démb il est vrai que tamit jamono day dox et que am na yoo xam ni na mu demee woon démb tey jii par exemple boo jëlee kër yi Dakar bu njëkk bu kër yi dafay yaatu daanaka xoolal ay xale yu góor dem sax toog ci wetu néegu jigéen ñi sax mënul woon am kër yi ni mu demee woon parce que ni mu demee mais léegi xoolal promiscuité ni ñu koy waxee da ngay génn nii romb ak beneen jigéen nii kii nii xale bu ndaw romb dugg ci nii donc yooyu yëpp ay yooyu problème politique de la ville et cetera kon problème bu complexe la mais en même temps léegi soxna Ngoné Sarr kon problème yaa ngi nii mais léegi kon mooy li ma wax en tout cas suñu xasee bay appliquer loi c'est que déjà échoué nañ kon nan la ñu war a njëkk a def xam nga par exemple li ngeen tuddee noonu nëpp nëppal keroog ci benn waxtaan maa ngi doon wax ne d'accord ma ci terme bi parce que nëpp nëppal mooy lan est-ce que nëpp nëppal mooy bañ cee wax wala nit ki dara daf koo dal xëy na xamul nu muy waxee wala ku muy waxal est-ce que kooku war nañ mën a wax nëpp nëppal la wala kooku dafa jàq dafa xamul lu muy wax ak ku muy waxal jigéen bi nga xam ni loolu mosu koo dal jékki-jékki rek doomam bu jigéen yuuxu rek ñëw ci moom kooku bu nee cell noppi est-ce que c'est pas trop facile ñu ne waaw dafa nëpp nëppal dafa waroon sur le champ dem nangam naa foog naa loolu yomb naa wax de te xam na kiy wax loolu maa ngi koy ñaanal loolu bañ koo del parce que xëy na yombul moo tax may ñëwaat ci question boobu surtout question famille yi comme ni nga ko waxee
comme études yi wane na ni souvent ñi koy def mooy ñi jege gën naa bëgg la sa xalaat foofu mooy justement pour yow fan lañ war a agir ci famille yi pour que loolu mën a reculer ci biir famille yi. xam nga mën nañ wax ne violé na nit. comme boo jëlee itam cas wu inceste am nga ci ay cas par exemple koo xam ni dafa violé doomam ñetti doomam yu jigéen. taaw bi boole ko mais lu mel noonu man je me pose la question ba mu ko njëkkee def ana jabar ji lu tax waxul dafa jàq dafa tiit wala ñàkk na ma jox dépense ak oto bu rafet moo tax daf ma jaaxal bismillah. xam nga suñu ñëwee foofu wax dañuy jëkk a wax ci prévention bi. ndax prévention bi gis nga ak loi bu fi mën a ñëw. loi bi bu xësee ba am lay mën a agir mais balaa muy am lan la ñu war a def ba mu bañ a am. loolu du président moo koy def du ministre de la famille moo koy def du ministre de la justice moo koy def. parce que dogguma la xoolal heure boo gisee ñu gàddu benn xale bu góor yeew ko takk ko xale yi di ko dóor ay yet mais dafa am lu yàqu ba pare. dafa am lu yàqu ba pare même bu ñu ko dóoree ba rey ko ci mbedd mi am na lu mu yàq. xam nga dañu naan bu ndaa tojee ak mbàq jëriñul dara. waaw kay mënul fóot mënul naan. donc nañu liggéey ci prévention bi nag. du ci séminaire yi. du ci saal yi. du présidence lay amee. prévention bi mu ngi amee ci biir communauté bi. ci biir communauté bi ndax nag. ba ngay wax ne booba ñun Wakaam la ñu juddoo Wakaam la ñu màggee. dem nañ foofu ca piste ba. fa avion yi nekk amuñu fa benn problème. dem nañ foofu ca camp militaire dem nañ ba bu ngoon jotee 18h ñu jël suñuy bool dem ca camp militaire ba suñu lekkee may ñu garaay. ñu lekk garaay problème boobu daluñu. parce que boobu communauté bi ku nekk na ngay xulli sa bët di xool sa doomi dëkkandoo wala sa doomi mbokk. ñëppay yar. ñëppay yar. boobu ñëppay yar boobu sa moroomu nijaay. wala ku xam sa yaay dëkkandoo kese. dala daan gis nga def lu jubul. mu yar la. tey boo ne sa dëkkandoo sa doom jiidee ni ma gisee muy doxale jaarul yoon day woo doom ji ne ko xam nga yow dangaa rafet dañ laa bañ dañu lay catu moytul xale bi bu rombee di la xeelu bu la ñemee saaga la wala xas la. loolu moo fi am. dañ koo war a dindi. li ci des mooy la ma wax yar bi na si ñëpp taxaw. au niveau de la famille mooy sookul bi jëkk. mooy fi jëkk. ñëpp yarandoo. bu famille bi génnee communauté bi ñëpp yarandoo muy dem di dem ba yegg ci kaw yegg ci école bi yegg feneen mais ku ne bu ne sama yoon new ci rek. parce que yenn saa yi nga dégg yuuxu de yenn saa yi nga dégg yuuxu carrément nga ne waa lu xew ñu ne la doxal sa dox. sa yoon new ci. waaw doxal sa dox sa yoon new ci. ma jox la benn exemple. ci ngay xamee ni société bi Wakaam la temps yële benn waay dafa romb ñetti oto xaw ma taxaw gaare di woo xale yu góor yi di leen jox ay biscuits. di leen dugal ci oto yi. ñëpp a ngi toog. moom mu dem ba mu yàgg mu dellu si waat daal di lii daal je comprends pas mu jege si gars yi ñetti gars yi taxaw ay adulte mu ne leen mais yéen xale yi fu ngeen leen jëmee nii. c'était avion la. ñooñu tontu ko ci français. xam nga déjà loolu ça veut dire beaucoup de choses kon ñii ay doxo dem lañ ci quartier bi. mais xoolal loolu nan la war a mën a amee mais kooku rek ma ne waa ji jàmbaar la mais en même temps échec la parce que dama ne jàmbaaru waa ji mooy wane ni ñi ëpp ci waa koñ boobu. ñu ngi koy gis noppi ci kon waa ji li mu nekk jàmbaar dafa feeñal benn feebar mooy noppi communauté bi. xam nga noppi communauté bi. biñ ko toppee ba topp si benn secte lañ leen doon yóbbu. si avion la amee Wakaam. bokkul ak nag yaa ji gis ñuy joxe mu ne doomam dawal ñu jox la. d'accord loolu aussi. xam nga kookoo ci raw te looloo fi am. leneen li mooy nit day ñëw nekk surga dëkk ci biir kër gi. célibataire dëkk ci biir kër gi. dëkk ak yow nga yor sa doom bu jigéen bu am 12 ans 13 ans boo xëyee moom xamoo fu mu jóge xamoo fu mu jëm xamoo ndeyam xamoo baayam bu xëyee sa jëkkër jox la ñaar téeméer moom moo ëppale sa jëkkër mu jox la ñetti téeméer. sa jëkkër ne la toggal mbaxal moom mu ne la ceebu ginaar laa bëgg la mu wax moom ngay def. kooku fu mu bëgg def loo sa doom da koy def. nga jóg diw demal baleel tonton diw néegam. demal fóotal tonton diw néegam. tonton diw lu mu ko defal lu mu ko def du ko wax fenn ndax danaan du ko gëm ndax kàddu tonton diw boobu dafa sut kàddu papaam ci biir kër gi. xale bu góor yi toog ci buntu bu nañ ma baal buntu boutique yeeg grand place yeeg bopp koñ xale bu jigéen bu am ñetti at sama séeri man sama doom dadul séeri kenn mayuma la ko joxoo ma warugal uuf gis nga bu ñu yeggul ci viol bi ngeen baal ma dañ leen di baaraam ñi uuf
bu ñu yeggul ci yeggal seen awra ngeen baal ma si wax seen baaraam lañ ciy def yëpp ci uuf boobu lépp xaj na ci te parents yi dañ koy seetaan di ko xool leneen li ñuy wax mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi maak yow ñi jàkkaarloo xamalantewuñu dara mais ka nekk États-Unis wala France xamal naa ko lu ne ndax suba ba guddi kooku laay waxal muy jëkkër ak jabar bi ci biir néeg bi muy ñi bokk ndey ak baay man damay namm moment yi nga xam ne koñ bi sax waxuma la kër gi koñ bi benn télé moo fa doon am man dama namm moment yooyu koñ bi benn télé moo fa doon am ñëpp a dem ñi sangu ñooy toog ca télé ba ku nanguwul woon sangu borom télé ba ne la demal sangu nga ñëwaat gis nga lu baax ak dund gu jëkk ni mu neex ni mu dama namm moment boobu ñun suñu kër bu ñu doon añ heure añ toogandoo dañu doon wax ku wax dara rek sama benn rakk dafa doon wax nouvelle brève parce que dañu doon joxante foofu information dañ doon waxtaan léegi loolu amatul bo cin bi la ñu këpp ci bool bàyyi ko ci waañ ku nekk ñëw jël sa assiette tibb dem loolu yëpp tax na lu bëri deñ fi nañu bàyyi aussi leneen man sama doom jàngaluma ko nettali kay dafay nettali man sama doom bu demee suba ba ngoon lu mu dund su ma ko waxul su ma ñëwee man maa koy laaj naka sa journée loo def leneen daf fee am gis nga loolu ça n'a rien à voir ak nettali yëfu jàmbur nettali yëfu jàmbur dañuy jaawale Sénégalais dañuy jaawale jàmbure ak jàpp sa ñàmbur ak mandu ak waxlu sa yoon nekku dañ koy jaawale nee nañ seen doom bëgguñu mu nettali leen li ci kër gi mais bëgg nañ mu wax leen la xew sa koñ ba bëgg nañ mu wax leen ki jëkkëram doon dóor bëgg nañ mu wax leen ki amul dépense tey ma jox la benn exemple à Rufisque ñaari xale yu jigéen yu ñu violé woon foofu ma réfléchir ci ma ne bi journaliste yi defee seen enquête dañu wax ne ñaari xale yu jigéen dañu vacances yi woon foofu l'année d'avant bi ñu fa vacancé ki leen def loolu cokkaas leen ak yu mel noonu mais deful dara bi ñu delloo bi ñu ñibbee ñu wax ko seen parents terewul ñu vacances yi waat bi ñu vacances yi waat tey loolu waa ji def loolu. gis nga. loolu mooy al bu nettaleeg nangam yooyu alors que kooku dañ ko waroon déglu dañ leen waroon déglu ne leen lan la def. su leen lii ñu ne leen comme noonu la léegi du ngeen vacances yi waat foofu. parce que soit ngeen vacances yi feneen soit ngeen toog sa kër parce que kenn du yónnee sa doom vacances pour loolu dal ko fa. imaam li ma la doon wax sànq. mooy feebar bi gis nañ ni fi mu ne dugg nañ ci biir famille. dugg nañ ci yeneen ak yeneen. man gis naa ci rôle parenté responsabilité parentale c'est très important. waaw damay ñëw foofu laa jëm si. xam nga moom gis nga yi mu cité. tudd na yeneen ak yeneen ak yeneen. mooy li ma ne la crime la boo xam ne du yem ci ñaar yi day yàq société mais feebar bi kon lépp ca kaw ba wàcc si ba ñu egsi ci viol bi ñàkk jaar fi ñu yàlla jaarloo mooy numéro 1 bi nga xam ne moo ñu ko indi. gis nga li ngay wax sànq yaa ngi koy wax maa ngi kontaan kër yi ni ñu daan dunde xam nga boobu am na yu bari yoo xam ne normalement léegi la waroon gën a neex si ñun parce que léegi la yu bari gën a mais léegi la gën a naqari si ñun loolu daf lay won ne nature bi yàlla bind nit ak nam ko dundloo dafa ànd ak moom su koy dund day kontaan da ciy gis boppam mais gis nga bi ñu changé dañu am xarit ñaan même njaaloo bi sax bokk na ci yi muy waral dafay am nit ki day tàng xol bon xol am ay soucis kon feebar bi dafa gën a yéeg dafa gën a sori ñun faaw mënul ñàkk moos ñu dellu siwaat lënkali ko jaar fi nga xam ne moom lañu yàlla jaarloo woon te jàpp nañ ni moom insha allah moo fi mën a dindi li parce que nit ki nga xam dafa am yëg-yëg fu mu nekk mu xam ni yàllaa ngi koy gis mu bàyyi xel lool nga xamal ko ni lii dafa araam man sama sët bu ndaw de yaayam da ko doon wax temps yi sàcc xale yi soo ko ne abi mun la déedéet kon su ma demee fii dañ may sàcc loolu mokkal na ko ba boo ne ko bunt bi sax mun la foog mun déedéet kon dañ may sàcc kon léegi nit ñi xale yi bu ñu leen xamaloon li ci viol xamal leen li ci boo ko defee yàlla da lay def nii baaxul de nangam ba xale bi loolu màgg ci moom gis nga pas-pas dafa am solo mais tant que amul nit ki lu erreur rek lay demee nit ki faaw mu ragal yoon police taxaw ci kanamam mu ragal ko mooy ki nga nettali woon sànq lu tax du dem ca banque ba jël xaalis parce que dafa gis force bi taxaw ci kanamam mais force bi yàlla bi nga xam ne bu ñu ko yëgloo ba nga xam ne dund naag loolu kenn police du ko taxaw keneen du ko taxaw dina xam ne lii waru koo def ndax am na ku mu ko seqal mu bàyyi. foofu laay ñëw. waaw xam nga policier baa ngi taxaw dafa mel ni sama waajur mu ngi taxaw du ma def lii. mais su wanee gannaaw du ma ko def loolu mooy jomb. waaw. nga sa doom looy def si moom defal moom si moom jomb. ak jom ak jom. lii waruma koo def. lii nii man waruma def kenn waruma gis. may def lii. mais bu fekkee ne yow. waaw mais en même temps c'est vrai jomb boobu ni ko wolof di waxee noonu dëgg la mais il faut nga jox ko contenu
foog nga tojal ko xale bi. parce que soo ko ne rek yow gor am na loo xam da nga ko war a jomm man mii di sa yaay de am na yoo xam ne jomm naa ko pour man ba tey gàtt na. c'est-à-dire que ni waa parce que yow mii yaayam da ngaa xam loolu. mais da nga koy il faut nga waxtaan ak moom ba mu dans le détail day leer. leeralal ko day leer. déjà ci diine boo ko wanee ni ci diine déjà jigéen nii la war a nekkee. ba pare nga wan ko ni yow sa bopp boo bëggee ko la wormaal. bul nangu ko la foyee parce que tey bul la foyee ba pare takk la. lii ak lii mën na la ci fekk. yow naa yooyu dogu ba la bu njëkkoon. te du nekk dana ko comprendre sans problème sa borom kër yi ñëw ñu feetal la ngandal ko noonu. dañuy jox jom ñeneen di ba nga xam ne yow waroo njaaloo xëy na waxuñu la ko ci diine de. waaye jox nañ jom koo xam ne yow boo naree njaaloo ak dee nga yemal. léegi nag jikko yooyu noonu bu ñu ko di jëmbat ci xale yi di ko ci kii kooku ku la naree njaaloo la wala dara. même xale yu góor yi nga xam dañuy def njaaloo bi di violer ak mag ñeeg ñooñ mais loolu dafay nekk ci ñoom contrôle ba nga xam ne ñoom dinañ xam ne fu ñu nekk parce que am na benn jigéen boo xam ne dafa yaayam dafa feebaroon ba sonn mu ñëw ci benn ku am xaalis laaj ko ni ko damaa bëgg nga jox ma ndax ma fay sama yaay mu ni ko duma la ko jox lu dul ñu def nangam. waaw loolu day am. kooku bañ mais bi mu demee ba affaire bi gën a tar mu dellu si war nangu mu ni ko nag waaye dama bëgg ñu def ko foo xam ne kenn duñu yëg mu ni ko benn bunt rek de moo ma jaaxal muy bunt bi nga xam ne mooy yàlla bëtëb bi di ñu gis kooku dafa yuuxu bàyyi ko yëgat yàlla parce que mu ngi woon ci moom mais seytaane mu ngi ko doon man dindi na li mu yoroon jox ko ba jox ko lu ko ëpp mu faj soxlaam te njaaruwul ak moom. kon yëg-yëgu nit ki yëg yàlla il faut mu dellu si waat ci société bi. affaire bi mën a baax. mais tamit par su ma jëlee exemple boobu étude de cas yooyu dafa am solo mooy que par exemple même soo jëlee cas boobu noonu jigéen bi sonn et cetera loolu yëpp tam dafa am fu ñu échoué mooy solidarité. maanaam tey ñi nga gis nit ku yëkkati tant de millions. def ko ci ay caaxaan. te kooku noonu tey jigéen bu xiif ci koñ bi ci quartier bi tey nangu ko sax jox 5000 bu mu lekk. déedéet waxal lu dul naan ko fekk ma fële ak fekk kon tamit am na problème voilà. dëkk si koñ bi waa koñ bi yëpp teg seen bët ne di nga toog ñetti fan ñeenti fan doo teg cin. boroom xëy dee. ñu dara taxawal ko rayal ko nag. takkal ko ay bâche. léegi waa koñ bi dañu kii di xaw ma woon ne am na mbokk yu riisee nii. mbokk yu riche nii luñ ko jëriñ solidarité boobu da cee bokk solidarité boobu waxuma rek financière mais ci fépp la ndax solidarité boobu dem na ba jël xool sa doomu dëkkandoo man dinaa la wax dara sama yaay ay célibataire rek la doon loué ay militaire la doon loué Wakaam ak camp yi léegi buntu néeg bi dafa defoon benn vachette boobu yàqu ñu changé ko place léegi bën bi fi mu newoon ma kii bi nu mu tudd menuisier bi ne da koy fatt mun ko bàyyi ko noonu léegi làmp ëtt bi ci kër gi ci biir saal bi lay tàkkee moom rek moo mën a taal làmp bu wala ku fanaan ci saal bi bu déggee kuy dugg rek day xaar jël bët bi teg ko ci kii bi xool boo ñëwee ba ci diggu kër gi mu la tey làmp bi ne la bu subaa naa ko wax sa yaay nga daw wax musul taxaw nag wax yaayu kenn sa doom ñëw na sa kër mais ñu bëri dàqe na leen noonu lay tiital loolu lu bëri dàqe na leen prévention la woon dina am lu ñuy ragal mais tey loolu moo amatul bàyyil sama doom sa yoon newul sama doom sama yoon newul ci moom na ko lépp dal sama yoon newu ci loolu yëpp mu ngi ci kon léegi nañ ci ñëwaat am na 2 points yoo xam ne aussi ci temps bi ñu desee bëgg naa ñu aborder ko parce que déjà yooyu ngeen wax yëpp noonu man dama gis ne dafa laaj ay thème de conférence la laaj dajale communauté bi yëpp nii ci quartier yi def ay causerie laal tomb yooyu benn par benn parce que am na ñoo xam ni leerewul comme yéen di ngeen ko leerale nii de te ñu ngi dox seen soxla am na ñoo xam ni tant que dalagu leen pour ñoom du ñu def benn prévention parce que dalagu leen te prévention njëriñam mooy dama koy def pour bañ mu mais da nga koy def rek en te disant que naa ko def rek parce que xamuloo kañ la mën a am loolu mooy vraie prévention mais nag pour def prévention il faut nga am xam-xam aussi dafa laaj xam-xam dafa laaj ñu expliquer la nan nga mën a protéger sa famille nan nga mën a def su ko defee su ñuy def causerie yooyu mën ngeen ko def sax par degré d'âge su ngeen jëlee xale yu jigéen yi am 8 ans ba kii dajale leen wax ak ñoom lu ñu mën a attan ak lu ñu xam loolu bokkul ak li ngeen wax ak maire yi bokkul voilà def ay focus group je pense que yooyu des na te yooyu gisuma leneen lu ñu ko mën a defee kon bu dul loolu toog ci séminaire yeeg yooyu loolu dafa yomb mais dem ci communauté bi nit ñi xam ne ñu ngi koy waxtaane ñun imaam yi tamit thème yooyu ñu koy gën di waxtaane ci xutba yi ci conférence yi mais je pense que defaguñu li ñu war a def en tout cas suñu waree mën a def 100 defaguñu 5 ba pare nag di yuuxu kon nag askan yaay protéger sa bopp yàlla fekk si la inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim ni ko alxuraan waxee xam nga nee nga askan yaay protéger sa bopp dangay xool Covid bi ba mu commencé ministère kese di ko liggéey gis nga ni kaay bëree woon waay ba ñu ne na nekk nag xeexu communautaire après communautaire ab
approche communautaire bi ñu jël ko sant yàlla wàññeeku na bu baax lépp lu fi ñëw aussi buñ ko jëlee noonu rek ku nekk dugal ci sa loxo defe naa ne parce que nit ñi ñooy feebar nit ñi ñooy violé nit ñi ñooy subir viol bi nit ñooñu nag bu ku nekk taxawee fa nga war a taxaw rek dina am loo xam ne du fi am insha allah point bi ma bëgg ñu waxtaan ci tuuti mooy gis nga prévention bi ni ñu koy waxtaanee mais ala kulli xaal prévention boo mën a def tamit comme ni ñu ko waxee boo jëlee kaaw ki nga xam ne moom dafa kannasu kooku prévention boo mën a def tamit mën a te nit rek nga daal tey sa kër loo ko toppatoo du ñàkk rek nga ne xaaral ma dem bitig ba te ñëw rek benn dof ci 5 minutes yooyu rek dugg fa def njaaxum kon yooyu yëpp mën na am donc li ma bëgg ñu waxtaan mooy fi mu nekk nii cas boobu su amee tey jii par exemple mooy li ma wax du ñëpp ñoo préparé wu ci loolu cas boobu su amee tey ci benn kër surtout ñu commencé ci yow soxna Ngoné lan la ñuy mën a dimbalee ki nga xam ne loolu dal na ci njabootam surtout que day am ay cas yu metti surtout par exemple jëlal jigéen boo xam ni sa jëkkër mu njaaloo mu violé sa doom mais quand même loolu du lu yomb réglé wala yow jigéen bi sa bopp sa frère violé sa doom bu jigéen wala lu mel noonu wala ba cas yu mel noonu yéen bon yan outils yi ngeen am pour mën koo dimbale jigéen ñi même góor yi itam war nañ ci am rôle. bu fekkee moom ci boppam du góor gi si boppam mooy auteur bi. loolu mooy wax ci parce que. dafay loolu mooy wax bi kon c'est compliqué. dafay compliqué. compliqué na. mais nañ ko ñemee nag nañ ko ñemee wax li tax mu compliqué lii ñu tudd nii mooy inceste. pour ñu mën ko saafara waaw. inceste dafa compliqué ba dañu koy nëbb. li gën a tax inceste feeñ mooy bu ëmb amee. bu ëmb amee ñu xam ne mënatuñ koo nëbb nit ñi yëg nañ ko boobu lañ koy siiwal. te yenn saa yi nga gunge nit ba sori sax mu génn ci ba mu set ne samay mbokk nee na nañu waxtaan nañ def póotum biir néeg póotum biir néeg boo ko fa fóotee doo am foo ko weer am na loo xam ne danañ ko fóot biir néeg wante am na loo xam ne dañ koy génn si pénc mi ku nekk def ci sa loxo ndax papa bu violé doomam wala papa bu violé doomu jiitleem dafa metti te yenn yaay yi da ngay dem si ñoom wax doom yi yéen ñooy ñëw si ñun wax nga dem ci yaay ji mun la hee kii du waxkatu dëgg kii du tas sama sëy xam nga kooku baare na la tëj na carrément te nit benn loi amul droit ñëw teggi doomi jàmbur ci loxo yi ndeyam ak baayam ndax ñooñu ñoo ëpp ci moom ndogal donc li ci gën a bari su ñëwee yenn saa yi bu ñu ëmbee lañ koy yëg accompagnement bi am na accompagnement psychosocial ndax xale boobu li ci gën a metti dañ koy stigmatiser dañ koy stigmatiser bay koy ñaan yàlla bu bon doom ji yàlla boo ko gis doom ji yàlla bu mu dund doom ji taskatu kër la doom ji tas na mbokk doom ji juddu doom ji bu juddoo ku koy déclarer amul papa ndijaay du déclarer sëtam boo xam ne jarbaatam a ko jur papa du déclarer sëtam boo xam ne doomam a ko jur ne ñoom ñaar ñoo bokk baay xale bi nag nekk charge ci communauté bi gis nga dañuy wax Sénégal 16 millions d'habitants 16 millions yi mooy ñi nga xam ne ñu ngi ci këyit yi mais am na ñu ne ci communauté bi ñoo xam ne amuñu benn këyit kenn xàmmeewu leen kenn ràññeewu leen yenn saa yi ñu jël leen dénkaane leen yenn saa yi ñu jël yóbbu leen fu soree sori bëgg a fàtte complètement seen existence liñ ciy def mooy ànd ak boutique de droit yi ñu ànd ak boutique de droit yi dinañ ñu dimbali ci certificat médical loolu dinaa ko jooy fu ne certificat médical yi c'est pas gratuit te wax nañ leen viol bi ñi muy gën a dal ay nit ñu ñàkk lañ dañuy dem ci gynéco bi mu ne da ngay fay 7500 wala 8000 doo xaar sa doom ñaari fan wala ñetti fan nga jël sa doom yóbbu sang te sang waru ci woon am raxas waru ci woon am léegi lan lañ leen di wax bu leen dalee jubal leen directement gendarmerie moom bu bindee réquisition gendarme la lay booleel nga dem ci structure sanitaire bi gën a jege te dinañ la defal constat bi par force bu ci jógee ñu dem AGS ak CGIT AGS ak CGIT ñoom dinañ def accompagnement psychosocial bu ñu defee accompagnement psychosocial faj bu mu laaj aussi dañ koy jàppale faj bu mu laaj ci hôpitaux yi ci centre de santé bañ nañ ko ba am nañ ay hôpitaux yoo xam ne wala centre de santé yoo xam ne seeni partenaire lañ suñ fa jógee dinañ jëlal xale bi avocat dinañ ko jëlal avocat fayal ko avocat bi suivre dossier bi dinañ ko jàppale dinañ ko topp ba lu leen yàlla may wala lu ko yàlla may mu jël li ci des nag dinañ liggéeyaat au niveau de la communauté ba ñu bàyyi stigmatisation bi ndax kooku victime rek la mën a doon dañ koo violé mënul doon leneen lu dul victime ñu bàyyi stigmatisation dañ koo ëmbal kenn dootu ko takk doom ji ñoom mook doom jee boo ko pàpp ak wax yu sew ak wax yu ñaaw yi ciy ànd
tey looloo gën a war a nekk suñu xeex nit ki mën na dem ba fële de ñu tëj kële fukki at ñaar fukki at walla sax mu ëpp ko comme nee nañ léegi kii criminel la mais kooku nu muy delloo ci communauté bi ba tey problème la ba tey communauté bi nangoogul ne kii dañ koo war a jàppale bi mu ngi war a commencer ci famille bi communauté bi société bi ñëpp jàppale ko ba mu xam ne moom mii war naa siggi lii ko dal peut-être dafa dajeek mag bu matul wante moom deful dara lu matadi ba lii dal ko donc loolu yëpp ci au niveau de la communauté lañ ko mën a def. tabaarkalla loolu moom encore sax laaj na beneen thème beneen waxtaan encore parce que lépp lu jëm ci ni ñuy taxawoo ki nga xam ne dañ ko violé loolu tam thème la waxtaan la parce que kooku dañoo dal ci kawam jaay ko doole violé ko ba pare nag léegi communauté bi wan ko quelque part sax ne presque sax yaa tooñ da ngaa ñàkk jom wala que am na daal loo def lu tax lii dal la et cetera say moroom a ngi fii dalu leen nangam je crois que yooyu problème la soxna Sukay comme sànq li mu wax ni gis nga affaire u nëppal boobu ak affaire u ki nga xam ne loolu daf ko dal est-ce que yow ci islam mën nga layal famille bi tey benn papa bu violé doomam walla surga bi violé kii ñu nekk fa naan damay bañ gàcce ci kër gi xale bi dafa bëgg a tas sama sëy nangam te fekk loolu dëgg la am na ak papa joo xam ne violé na ñetti doomam xaw ma mais man dama bu njëkk bi mën nañu wax ne lu bette la mais tamit quelque part soxna Nogay mais jigéen sa papa mu ëmbal la après ëmbal sa petite sœur ëmbal sa grande sœur loolu yëpp ci kër gi noonu te yaay ji yëgul dara kenn xamul dara su koy loolu est-ce que da nga jàpp ne tam ci islam mën nañ ko layal ne loolu nëppal boobu jaadu na walla est-ce que loolu nu mu tudd loolu. man de xëy na damay def différence su maanaam teg ko ki def fee bu bon boobu. ñu teg ko punition bi nga xam ne moom la ko yàlla teg. mais balaa punition bi mooy ñu nangu d'abord ci kër gi. waaw que ni kii foofu laa jëm si. mënatuñoo bokk ak moom kër gi déjà te loolu bu ñu ko nëbbee déjà. foofu laa jëm si nëbbu boobu dafa warul maanaam waajur ñi koy def ñoom xamuñu parce que nëbbu boobu tamit leneen lay juraat ba tey maanaam li ngay bañ nii dem ba xale boobu sëgg. xale boobu sax bu ko yàlla dimbaliwul mën naa faa jaare ne man comme yàqu naa tekkeetuma dinaa continuer yàqu. kon dafa baax tamit. kooku ñu koy delloosi ko ba mu xam ni moom deful dara l'islam ci boppam topp ko dara ci loolu nga xam dañ koo forcer def ko moom defu ci dara kon yëg-yëg boobu tamit faaw waajur yi ak parents yi ak société bi yëgaat loolu yëgal ko xale bi tamit parce que xale bi bu yëgee ni moom tekkeetuma dara kon danaan mën naa fa jaar rek yàqu mais tamit waajur yi ñu wër ñoo yëg waxuma ñu dem ba fee bi am de waaye luy jege ni lii kii mu may xeeñ lu mel nii waruñ caa noppi. waaw déjà loolu voilà dama ko doon bëgg a wax fan heureusement nga wax ko. waaw parce que am na yoo xam ni déjà li nga ko waxee am na yoo xam ni comportement yoo xam ni boo ci bàyyee xel di nga xam ne lii fu mu nar a mujj. jaaduwul xam nga yow yaa ngi boo gisee xale bu góor ci koñ bi wala papa xoola ngay daje xale bu jigéen tout le temps di ko bëmax ci néeg bi tëj kenn ne damay fo. nit ñi commencé woon poser question. ne lii mooy lan yaa ngi joxe exemple sànq rek ci ñëw fenn rek ñu yónni benn xale. moom wax ne dama koy yónni. mais kër gi moom ñëpp mënuñoo bokk duñu seetlu loolu fenn. kon nëppal bokkul ak teg la daan yi ñu war a dal bokkul ak éviter affaire bi te éviter affaire bi sax moo gën parce que affaire bu xasee am mënuloo ko nëppal na kon pour ci prévention bi pour bari loolu am lépp luy xeeñ ni gis nañ ni diw mi ni muy jëflanteeg diw kat mën naa jur nangam loolu dañ ko war a teel a arrêté ci teel mais kon moo may won ne rek léegi agresseurs yi sax nekkatul benn wuyu bu ñëw rek def fii leen mais ci biir kër gi lépp a nga fa parce que ki nga xam dafay seetaan loolu ba lii am kooku ban responsabilité la amee ci yàlla kooku participer wul na suñu maam yi daan participer ci yar xale bi ci moytul ko lu bon même bu ko juree sax participer wu ci te da cee war a participer. c'est comme de bàjjan d'ailleurs xam nga bu ñu doon wax bu njëkk ba bàjjan tante et cetera. waaw loolu mooy tey jii xale bu jigéen bi su amoon lu ko jaaxal. am na loo xam ne même bu ko rusee waxtaan ak yaayam. mën na ko waxtaan ak grande sœuram. wala bàjjanam. kooku waxtaan ceeg yaayam ne quoi xale bi am na lu ko jaaxal. loolu yëpp léegi tamit yàqu na comme ni ngeen ko waxee portable yi ak téléfilm yi. la même chose léegi grand frère amatul grande sœur amatul bàjjan amatul et cetera. alors que man am na cas boo xam ne bu ma gisoon boo xam ne ndaw si bu mu demee ba jaaxle grand frère am la ko wax kooku lijjanti ko et cetera donc mais yooyu yëpp tam fi nekk nii yàqu na donc. mais en tout cas communication familiale bi c'est très important. loolu dafa am xale bu jigéen bu ñëw si man mu ne ma suñu kër dafa am xale bu góor bu fa nekkoon ñun ba ñu nekkee xale dafa daan ñëw ci kër gi bu baax sax
mu ne ma mais ñun xale yu jigéen yi fa newoon ñett lañ mu ne wante daf ñu daan won awraam ñoom boobu ay xale lañ nee na mu jóg mu xëy tukki ay 15 ans après mu ñëwaat ñoom ñële mant nañ sëy nekk nañ ay magi jëmm mais nee na ci kër gi ay seen doomi càmmiñ ak seeni rakk yu ndaw ñu nga fa léegi mu ne ma xaw ma nu may def ak moom parce que mu ngi ñëwaat ci kër gi xaw ma lu ma koy wax ma ne ko ñu toog ak moom waaw mu toog xale bu jigéen bi toog ma toog ma ne ko yow ma ne ko kii nee na danga ko daan woon sa awra moom ak diw ba ñu nekkee xale mu ne ma mu noppi mu ne kooku yow yaa ko kooku ne ko man maa ko wax mu noppi sëgg ba mu yàgg du ko defaat ne ma loolu yëfi xale rek la xam nga tey magam jëmmalaa ma ne ko comme dëkkoo ci kër gi mu ne ma ne ko dangaa war a génn kër gi soo génnul kër gi man dinaa wax ba waa kër gi yëg ko ndax la daloon ñii leneen mënoon na cee am la ñuy bañ mu dal xale mu xëy jël bagage am dem yoonam ba mu demee yoonam waa kër gi maire yeeg paa yeeg ñëm diw de dafa xëy rek jël bagage am dem xamuñu luñ ko def xale bu jigéen ba ko waxoon xam na lan la man xam naa lan la waxuñu ko moom waxul ñun waxuñu comme yu mel noonu voilà yu mel noonu ay outils de prévention mais malheureusement yenn saa yi viol bi day commencé kenn nit ki mooy violé taaw ba si caat bi nekk ci kër gi rek di lëmbe ñu naan nañu suturaal ba mu yàq xale jigéenu kër gi loolu koy sobe la ci kër loolu sutura ñu jeexalee parce que foog naa 2 minutes moo ñu dese soxna Soukeyna xam naa soxna Ngoné xam naa peut-être loolu beneen kii ñu xóotal ko mais soxna Soukeyna ñoom souvent je pense que peut-être mooy xalaatu aussi soxna Ngoné Sarr bu xasee ba am par exemple tey jii inceste am benn papa ëmbal doomam wala frère ëmbal sœuram wala viol même bu dee keneen la doomu lor feeñ ci léegi ñoom dañuy prôné moom wala yeneen association ñoom dañuy jàpp ne loolu li mu nar a indi ci yàq ndaw si nekki na mag ak yu mel noonu war nañ autoriser avortement li ñu tuddee avortement médicalisé c'est-à-dire que ni ñu yóbbu ndaw si hôpital avorteel ko parce que ñu bañ a bàyyi doom bu judd boo xam ni bàyyi moo ko jur wala frère am wala viol la parce que loolu day metti ci moom léegi est-ce que yow islam dina nangu ne ndaw soosu effectivement war nañ ko nangul loolu parce que dañ ko jaay doole ëmbal ko. waaw man de li ma jot a gis ci wàllu avortement mooy même bu nekkee ku mag la ku dul sax viol bu fekkee ni amagul 120 jours xam ni ruu ñëwagul ci xale bi maye nañ ko bu fekkee ni lor daf ca nar am ci yaay ji. naka noonu am na ay borom xam-xam yu wax ni tamit ci ki nga xam ni moom dañ koo tooñ may nañ ko bu fekkee ne xale bi amagul commencé gul am ruu comme niñ ko waxee commencé gul am ruu ay borom xam-xam nag ñu ngi continuer di def ay gëstu parce que dafa am ay mbir yoo xam ne xëy na léegi lañ koy gis te amul woon ci jamono waaye nag tekkiwul ni jamono prévoir ko woon parce que alquran ak sunna ak yonent bi Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu laatay jeexal lépp lu ñu fi waroon régler rek wax na ko mu des nag ci diine dafa am loo xam ne dañ naan texte bi alquran a ko wax wala bii xadis a ko wax wala bii ay borom xam-xam ñoo daje tibb ci alquran ak xadis def xiyaas teg ko waaye nag man ci sama gis-gis nekkul loo xam ne xëy na lu ñuy fësal la nii wala ñu def ko genre campagne boo xam ne mën na am xale bi nga xam ne mën na am sax comme ni nga ko waxee sànq am na xale yoo xam ne dëgg-dëgg boo dégloo sax da nga naan est-ce que lii viol la dafa yomb daal ci yenn émission yi mbaa loolu du ko yombalal tamit moom mu ni comme bu ma defee li rek xëy na loolu du ma ci fekk man daal li may gën a gis ñu gën cee war a travailler daal mooy prévention yi ba nga xam ni loolu du am parce que xale yi léegi tamit rëy nañ fit bari nañu ay pexe daal ci amal li ñu bëgg su ko defee ñoom war nañu gën a taxawaat ci yar leen su leen loolu dalee nag te matagul comme ni ma ko wax am na ay borom xam-xam yoo xam ne nañ mën nañ daaneel ëmb bi. ah d'accord kon loolu c'est une question ouverte ah kon Ngoné. waaw fi mu ne nii alors kon dafa mel ni daal ci loolu la ñuy jeexale d'ailleurs xam naa. joxe gi sa commentaire avant may. waaw comme ni mu ko waxee rek ñun waxuñu xale yëpp nañu leen yàqal ëmb dañu ne xale bi nga xam ne matagul am doom juróom-ñeenti at fukki at ak benn. wala ëmb bi nga xam ne ëmb bu ñu seexlu la ëmb bu ñu seexlu mooy ki nga xam ne ndijaay ma ko ëmbal wala papa ma ko ëmbal te loolu yëpp balaa ñu fa yegg dina jaar ci médecin jaar ci enquête ba mu wóor ñu soog koo def
mënaguñ koo def nag Sénégal kenn amagul droit def ko mais fi mu ne nii suñu xeex ak suñu ñaan ak suñu wut yëpp ci loolu la avortement médicalisé pour les grossesse issue d'inceste ak de viol surtout pour les mineurs xale yi nga xam ne antana gu ñu ëmb. te soxna Sukay nee na bu fekkee eggagul 120 jours ci fiq am nañu gis ne loolu war na mën a nekk ndax lor bi waaw kon loolu waxtaan bu am solo la bu ñu war a ubbi dañ ciy ñëwaat dinañ ci gën a waxtaanee incha allah kon daal waxtaan baa ngi noonu càmbar ci diine kon thème bi moo doon loolu le viol les racines du mal wax dëgg yàlla maa ngi remercier bu baax di gërëm bu baax soxna Ngoné Sarr bàjjenu gox point focal protection de l'enfance à Wakam maa ngi remercier bu baax éducatrice présidente section féminine Ibadou Rahman enseignante aussi Sukay Fall wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo comme ni ma koy waxee tout le temps di tooñ suñu yeneen mbokk yi ci yeneen médias yi dama leen di wax tout le temps bon plateau bu mel nii fu ngeen ko gisee feneen ngeen dem wuti ko mais dana jafe kon lii mooy plateau yi nga xam ni mooy plateau càmbar ci diine yal na yàlla def tawfiq ba daal njombe bu doy waar crime bi nga xam ne mooy viol ñun ñëpp ñu ànd xeex ko ba mu jógee ci réew mi wala boog mu dellu fi ginnaaw bu baax a baax kon ñu ngi leen di jox rendez-vous càmbar prochain jeudi toujours à la même heure 21h30 ak rediffusion vendredi à 14h30 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Càmbar ci diine sur ITV.